siyaar ak màggal leen bëgg lu bare bari lu takku sax siyaar bu wér màggal di sàkku ñu partage vidéo yi mu yaatu am na yu bëree bëri dañ ko war a détail war ko leeral jaajëf ci lor bége bu wér a wér bége mbuub Umar jaajëfate waaw wësam kay wësam bu baax a baax yëpp wësam dong kese incha allah na vidéo bi yaatu bu ko defee xam nga lépp mën a leer ñu génnee dëgg leeral waaw ñu ngi siyaar ñëpp di bëggee ñëpp tey ñu ngi war a waxtaanee ci Erdogan war nañu wax ci lampadaire solaire yi war nañu wësëm dëjëw ndey Youssou Ndour Serigne Mbacké Ndiaye Talla Sylla xama Aliou Njuuj Njaaj wax ci moom lu yaatu te bari waaw loolu fii lay xewee tey ci wësëm.com xama am na yu bëree bëri war nañ koo leeral parce que gars yi dañoo yab sénégalais yi dañoo miin sénégalais yi dañoo ñeme sénégalais yi kon ñu partagé vidéo yi bu baax a baax mu mën a yaatu su ko defee ñu mën a leeral wësamati na yaatu sama gars yi yee bëggee caatu waaw dugalal lien bi caatu bismillah dugalal ma lien bi ci biir kii bi waaw wësam.com rek miage na vidéo bi yaatu on a qu'à copier et puis ñu dugal ko ci biir panel yi bu ko defee mooy loolu xam naa Youssou Ndour lañ nekk di seetaan gars yi xam naa Youssou Ndour lañu nekk di seetaan jaajëf miage ndey ami ndey marikan béggee baron béggee Mansour Ndiaye jaajëfatee brother borom daara ji moom borom daara ji direct lañ ko tuddee waaw borom baatin bi jaajëfatee waaw kontaan bu wér a wér son bi leer na wala leerul son bi leer na waa Djilor wax nga dëgg de gars yi dañoo mën a roy de wësam.com wësam waaw gars yi dañoo mën a roy bar Serigne Bamba dañoo mën a roy yaa yee dinañ ko protéger incha allah dinañ ko protéger waaw dinañ protéger lépp incha allah non dul rek lay def man maa ngi ko doon suivre maa ngi doon suivre ci à travers sax parce que dama demoon joobi nii nga laa ko doon seetaanee ni nga saat xam nga mais vraiment man am na ay duul yoo xam ne man mënuma ko supporter surtout Youssou Ndour xaw ma yuuxu nguur doomu sarap ndem bi moom laay tijjee dama ne woon damay njëkk a wax sax ci Erdogan mais comme moom dafa jàpp sénégalais yi émission bi jeex na est-ce que émission bi jeex na parce que man mënuma ko yeggali quoi parce que am na yoo xam ne mënuma ko seetaan toog di wax ay invectives yoo xam ne amul bopp amul geen xam nga amul bopp amul geen yàpp nday sénégalais yi quoi man Youssou Ndour man may wax mu naan mouvement moom bokkul APR mouvement fekkee ma ci boole la bokk ak di kat sa ndey du xoolal comme ni ko caasoo waxee woon rek benn taat mënul war ñaari mbaam kattal sa ndey waaw Youssou Ndour comme ni la ko Assane waxee woon rek sa dëjëw ndey Youssou Ndour waaw non mais Ibrahima jaajëf Jojo Ibrahima Dieye non on peut pas terminer cette émission vraiment mais c'est une honte d'entendre quelqu'un koo xamante ni xam nga vedette la star la ñëpp roy ko ci Sénégal xam nga ñoom bu leen neexee ñu ne Youssou Ndour artiste mooy wax dégg ngeen ko sànq Aïssatou Diop Fall ne ko waa léegi
ministre Youssou Ndour waxuñu ministre kii bi mais Youssou Ndour citoyen bi la ñuy kii ban position la am xam nga loolu yabaate la moo tax léegi man bu ñuy wësam nday Youssou Ndour bu ñu bëggee taxaw naan non Youssou Ndour star la dem na toj na Bercy toj na mais ñun xoromuñu woykat bi de xoromuñu woykat bi wësamuñu woykat bi politicien bi la ñuy wësam comme da ngeen ko utal ay casquette yu bari dafa am Youssou Ndour businessman dafa am Youssou Ndour politicien dafa am Youssou Ndour woykat non woykat bi moom woy rek lay def waaw bëggee ab sa sama xaritu xol bëgge naa la woykat bi woy rek lay def bégal na ma ba tàyyi woy rek lay def kooku duñ ko laal Youssou Ndour politicien bi ak Youssou Ndour borom GFM groupe dëmm yooyu ñoom la ñu war a wësam tey waaw mais woykat bi moom kenn du ko laal comme léegi dafa xew ñu naan noo waxeewul ci casquette bii la waxee léegi nag ñun woykat bi sekku ci kook moom dara na woy gaay di déglu bien que man déglootuma ko sekkatuma ko ak moom ok man sekkatuma ko ak moom muy woy ma koy déglu mais nag ku mën a woy la waaw ku mën a woy la Youssou Ndour moom ku mën a woy la wax dëgg yàlla def na carrière bu rafet ci musique waaw am na carrière bu nice ci musique mais nag ñun ki ñuy waxal tey mooy borom fekkee ma ci boole mooy borom GFM ak tere falal Macky sa dëjëw ndey waaw soxna mbuub la ñuy jël cot li wësam cot dëjëw ndeyam kattal sa ndey yow yaa moom ndey sénégalais yi ba actuellement parce que man ba ma déggee information bi avant-hier ñu def bande annonce bi wallahi nañu dugaat ci panel bi génnee li ma wax dama ne non kii ballon de sonde la lancé dafay chantage am na marché bu ñu ko xañ mu bëgg gars yi may ko jàmm kese moo tax muy chantage mais kii muy biir APR ba tey kii ni mu déggee mu wax mu ngi foofu noonu dawul res waaw wax naa ko ci biir panel bi ne ñaari mooy am soit dafa yor jukkoy muus mu sentir daanu Macky nar a daw mais bi gën a wóor mooy que ni mooy Youssou Ndour ci jëmmi boppam dafa lancé ballon de sonde am luñ ko xañ biir APR xam nga ay marché parce que après leeral na ko dugg na ba ci biir ne woy APR gars yi pas Macky Sall mais ñi ko wër mooy que ni moom dañ koy bunu xataal voilà daa am ay accès yuñ ko interdire te dafa bëgg doon président de la république waaw doomi sarap ndeem la daf cee taq rip fekkee booleeti la ci yow jëf moo la ci boole bu ñu téegalee ndey Macky Sall téeméeri at war a téegal sa ndey téeméeri at parce que yéen a yem waaw jaajëf madame Maïga l'infatigable la lionne de Assane ziar naa la bu wér a wér béggee Alioune Badara Mboup ziar respect fu ñu téegalee ndey Macky Sall wax dëgg yàlla Youssou Ndour yow yaa ci war a tegu yow parce que yow lala falu Macky Sall jaraloon ak sa fekkee ma ci boole mu jaral la nga génnee ci ay cassette génnee ci ay wëy ah non 2012 ba tey ñu ngi ci lan 2018 Youssou Ndour ngay door a xam ni yow téye dessus sa dëjëw ndey saa sooy yeewoo opportuniste nga doo sarap ndeyam Youssou Ndour jéemal nekk patriote une seule fois MC Dia jaajëf pour une fois dans ta vie Youssou Ndour Bercy ba nga koy tëgg ay noir ñu ngi leen doon jaay Afrique ca Libye waxoo ci bi nga paree génn naan da ngay scandaliser wu sa dëjëw ndey màggalu Touba bii passé non Serigne Sidi Muxtaar bi ko yàlla woowee Youssou Ndour ñetti fan lañ ci def nga dem Gàmbi tëgg sa dëjëw ndey kon bu la Aïssatou Diop Fall posé question yow ñu nga université yaal nga xam ni ñoom ñooy pare kullu franc-maçon yow nga dem foofu ñu def la membre d'honneur Youssou Ndour boo taxee ne non tu ne connais pas la définition du mot franc-maçon non Youssou Ndour tu es un lâche Youssou Ndour ku doome xaraam nga tekki woo dëjëw ndeyam parce que tekki signifié wul lool noonu nga yor bu ñu lay suul dara du la ci topp chèque sax du la topp bu ñu lay suul te bisañ ci bisi ni ñu suulee Laba Socé ni ñu suulee Njaga Mbay ni ñu suulee Nongolo Youssou Ndour dinañ la suulee noonu kon rafetalal say jëf waaw yuy ay disque d'or
ay yooyu yëpp am na solo dañ lay féliciter mais du la topp sa biir bàmmel yaa ngi say 60 ans bientôt Youssou Ndour yaa ngi dugg 3e âge boo bëggee taxaw ci télé nag di fen di duul naan yow xamuloo lan mooy franc-maçon ay ange billahi mina sheytaan rajim na nga ko waxee sax sincèreul na nga ko waxee sax accent bi sincèreul parce que amoon intention wax loolu réponse day claire et net réponse day claire et net franc-maçon bu bon nga université yàlla ñoo la parrainé xam nañu lépp kattal sànda yi bu ñu sonal voilà bu ñu sonal doomeram nga yow Abdou Diouf topp nga ko fii Abdoulaye Wade topp nga ko fii ah Macky Sall ñëw nga ni yow Senghor rek nga toppul yow Senghor rek lañ gis ne toppoo ko mais Abdou Diouf fii nii topp nga ko fi ah kattal sanday wàcc Sénégalais yi te bàyyi fen bàyyil fen yu Youssou Ndour doo nitu dara caisse d'avance bi nga katt ci ndeem lekk yow doo rus sax Médina lan nga fa def Médina nga xam ni xaw ma ñaata 1000 habitants la bëriwuñu lan nga defal waa Médina lu ñu mën a duut baaraam ay créé ngay entreprise GFM créé nga entreprise ñooñu ay employé lañu loolu ba ko El Hadji Ndiaye bu 2STV di def en 1995 la suma juumul El Hadji Ndiaye bu 2STV ba muy créé studio 2000 di créer emploi di créer télé kon yow boo fi bëggee taxaw naan yow yaa ta moom Dakar non Youssou Ndour sa dëjëw ndey tu te prends pour qui chantage kese tax nga créer ay mouvement fekkee ma ci boole kan moo nekk fekkee ma ci boole ay pa boobu noonu Abdou Aziz Ndiaye opportuniste géwal boobu nga xam ni tekkiwul dëjëw ndeyam ci biir Sénégal ñu tekkiwul dara woote nga fii rassemblement fële nu ñu koy xatee place du souvenir même pas 50 personnes Youssou Ndour bul jaawale sa notoriété artistique ak sa notoriété politique les Sénégalais savent différencier nous savons faire la différence et nous allons faire la différence ndax ba may tàmbale nee naa la ñun amuñu lenn lu ñuy wax artiste bi comme waa TFM bu ñu lay invité dañuy préciser naan waaw Youssou Ndour homme d'affaires wala PDG bi waaw pas artiste bi du dëgg kon ñun aussi dañuy préciser que ñun ki ñuy wësam mooy politicien bi l'opportuniste le politicien l'homme d'affaires ki nga xamante ni du fay impôt le délinquant fiscal non ñun wësamuñu politicien bi déggal le chanteur Youssou Ndour waaw ku mën a woy la waaw mais sa dëjëw ndey yow Youssou Ndour le PDG de GFM fu ñu la fekk wësam sa cokk ndey ak sondel dara du ko dindi yàpp ngeen Sénégalais yi plus de ñaata at plus de combien d'années man boo taxawee sax man li ma gën a écœuré mooy nañu may deuxième chance Macky Sall mu am deuxième mandat nañ ko may deuxième chance mais yow da nga dof non Youssou Ndour da nga dof ay non yéen da ngeen foog ne courant dañ koy lekk ndox maa ngi nii Youssou Ndour bi ngay wax loolu xanaa xamoon ni ay ndoxu day mu ngi génn ah man benn ñaar ñett yéen seen bilan yëpp kon xaalisu Sénégal yëpp Macky Sall daf ko jël dugal ko ci courant bi pour Sénégal bu ñu amati problème courant pendant ce temps léegi ndox di coupé ah kii baykat yi jaaye ñu seen gerte transport bi zéro balaa yéen bilan Macky Sall courant bi coupé tul kese ngeen ci mën a am courant bi coupé tul mooy bilan Macky Sall non mais quand même Youssou Ndour non Macky Sall bu liggéeyoon du ngeen takk rajo yi sénégalais yi dofuñ te duñu xolal ñu ngi gis ñi dof naka ëpp nag wax dëgg yàlla parce que dañoo naafiq dofuñu dañoo naafiq sa classe gi waaw sa classe gi Sénégal moom dofuñu mais naafiq yee bëri waaw mooy classe kooku noonu naan ay waxam ay puubu muus la waaw ay puubu muus la waaw puubu muus moom ñëpp xam nañ li ci am waaw kenn du ko soxla kenn du ko jëfandikoo kattal sa ndey yow waa jooju xaw ma noo tuddati sa dëjëw ndey waaw munoo lu tax ngeen nekk di takk rajo yi naan li président Macky Sall def foog ñu fësal ko xam nga Souleymane Jules Diop bu demee ba jël paa yooyu nga xam ne ñoo yàq ndey Sénégal les communicateurs traditionnels ñoo tardeel ndey Sénégal wayaan rek lañ fi nekkee depuis les indépendances à nos jours
pour ñu vulgariser les travaux de Macky Sall mais ngeen xam ni Macky liggéeyul lu ne gàññ kenn du ko jeex lu ne gàññ laa wax kenn du ko jeex soxlawul ay géwal ak ay communicateurs traditionnels pour fësal li Macky Sall liggéey du nee ngeen liggéey na mais kuy doxee war na mën a gis lu mu liggéey seen dëjëw ndey waaye bàyyi leen sénégalais yi wàcc leen sénégalais yi Youssou Ndour man dinaa ñëwaat ci ñëw wusamaat sa jaafu ndey parce que yow da nga yàpp ndey sénégalais yow nga naan ay sénégalais dañ maa bëgg sénégalais yi katal yow liñ la toppee xam nañ ko xërëm la xërëm kese la woyatoo fi gat booy détrôné nañu la sa da ngaa xeew wi xew Youssou nangul loolu xeew wi aayul ñàkk xew a aay comme yàlla dogal na mës ngaa xew nangul ne da ngay xeew wi personne n'est éternel dans cette vie amul ay Johnny Hallyday gaa yëpp dañ leen a détrôné Michael Jackson mu ngi noonu ba muy dee dañ koo détrôné waaw booy yi ay waal yii nii du question de yaa leen ay ñoo la dàq wala dara déedéet mais ñoom dañuy def li nga xamante ne moom la gars yi di kii ci jamono c'est tout mais boo bëggee toog naan ay gars yi dañ maa bëgg ak di dem di xëccoo ba négan yi ngay xëccoo ay concert di xëccoo ay vacances citoyennes non Youssou Ndour sa sarap ndey tekki woo dara booy waali détrôné na la te mënoo ci dara di dem concert di grimper ci ay di def yëfu ñàkk fayda tu as la soixantaine yaa ngi ci sa 3e âge sa doom Birane Ndour moo mag waali voilà comme nee nga nag waali sa doom la sa doom bu demee bay am notoriété di feesal ay grand théâtre ngay jéem a concurrence ak moom non Youssou xoolal adada ngir yàlla demal nga toog xam ne la yàlla mayoon rocc na ko am na ku ko mës a way su ma juumul Fatou Guewel la doole jala yàlla mayoon da koy rocci dénkaane la alal jala yàlla mayoon da koy rocci jëlaal ko waaw moo tax ñaaw dafa gore ñaaw mosoo leen dégg ak a ñaawoon doo ko dégg mukk moom kay day ñaaw di dem rek lu muy gën di màgge di gën di ñaaw mais gore rafet bokku ci xaalis gore bokku ci leneen gore bokku ci dégg nañ ba tàyyi ak amoon alal ak amoon doole ak rafetoon mais ak a ñaawoon doo ko mës a dégg kon nag jàppal ni yàlla dégradé na la te yaa ko def ba nga ànd ak Macky Sall nag la yàlla dégradé loolu kenn mënu ci dara sa dëjëw ndey ñu dem ci beneen dooméram bu ñu war a wësam muy Macky Sall ci jëmmi boppam waaw moom Macky Sall dañ ko war a wësam waaw Macky Sall parce que Macky à chaque fois que benn président de la République patriote parce que ñii ñëw Sénégal président France Macron patriote la dafa bëgg France Erdogan patriote la dafa bëgg Turquie yi xoolal les Turcs xoolal dañoo bëgg seen réew ay ngandam patriote lañu français yi li ngeen di waxal mën nañ leen jiiñ lu ne raciste ak lépp mais ay patriote lañu mais sénégalais commencé ko ci njiitam nag Macky Charlie Hebdo Sall mbaam xuu xawma luñ koy mën a waxatee fenn xam nga buñ demee ba tey suñu président de la république dem di maquillage dem ci benn salle de classe boo xam ne plus de 60 et quelques élèves la Macron di fa def visite ñu def purge di yóbbu ko à ñaata 25 Macron ñëw laajte xale bi toroxal la wax dëgg gi ne man duma fen nga am gàcce Erdogan bii xam nga bële sa xale bi moo wax yow waxoo sa maquillage la ñu feeñal mais bii pas Erdogan nee na mu ngi nuyoo rek ministre du tourisme ministre à ne rien foutre ministre des matelas ministre du vent ministre mu ne attends vous avez combien de ministres là non Erdogan dama ko fan barki yàlla dama ko fan am na am na lu ma war a régler ak moom nag fermeture école ci franco-turque bi moom dinaa ko régler ak moom mais dama ko fan nag waaw parce que patriote la waaw Erdogan ne ko man sama loxo yi mu ngi tokki ñaata ministre nga am booy
ah mu ne 30 déglu leen de daf ne 39 dafa doon fen dafa bëggoon wax 31 32 xamul lum ci war a wax 9 bi muy génn sax tayu ko ndax mën a duul 9 bi muy génn Macky Sall ba muy naan 9 bi tayu ko te exactly 41 ministres la Macky Sall am moom moo leen nommé comme naka la mën a waxee 39 ministres déjà naka la Macky Sall mën a taxee ne moom 39 ministres la am te am 41 ministres même bu doon 40 ministres la am wax 39 il a menti dafay fen Erdogan ne ko macha allah 39 yi rek daa bëri ci Erdogan xaw ma léegi su ko waxoon dëgg gi ne ko 80 ministres laa yor non Erdogan day dëppaat day naan non su ko waxoon 80 ministres laa am Erdogan day yéegaat ci avion am danaan non xaaral lu mu mën a nekkee 80 ministres ban yan ministres yi xanaa daa am ministre bu dee ministre des cimetières ministre du vent ministre du goudron ministre de la pluie wax dëgg yàlla 80 millions d'habitants la Turquie am 80 millions d'habitants ci 20 ministres la Turquie am nga ñëw taxaw di duul naan 39 Erdogan ne ko macha allah tu as beaucoup d'enfants waaw di dugg del continuer di ñu teg gàcce rek man kay nañuy ñaan yàlla beneen président bañati fi ñëw ndax Macky Sall ci déshonoré peuple am la dëkk Macky Sall ci déshonoré sénégalais yi la dëkk parce que man à chaque fois que Macky Sall ment il nous déshonore à chaque fois que Macky Sall taxaw di duul mu ngi ñuy déshonoré waaw kon da ciy baax sama gars yi ñu xam ne Macky Sall c'est un grand mythomane fenkat bu toccot ndeyam la waaw fenkat la beneen bi gannaaw fenam bi mu def noonu dem na Akon ñëw na fi en 2016 wala 2017 pour defal gratuitement ay lampadaires solaires Sénégal parce que def na ko Mali def na ko Guinée ñëw Sénégal bëgg ko fee def yaa ngi comprendre Macky Sall bloqué projet bi kon yéen bu ñu leen di yëgal yéen ñi naan ñun dañuy duul ay ñun dañoo réew bu ñu leen di wax ni Macky Sall du patriote war ngeen koo mën a gëm kon Alioune Badara Thiam la tudd baayam mu ngi dëkk Thiaroye-sur-Mer suma juumul nekk sénégalais dellu ci waat bu ko neexoon ne man xoolal am naa li may am tekki naa Amérique du ma def li yëpp du ma ci fekk Macky Sall bloqué projet bi mais loolu méttiwuma ba tey Macky Sall dem ci benn société boo xamante ni comme Alstom rek boo xamante ni da doon waaj a daanu fayit Macky Sall dem jëndal leen plus de 50 000 lampadaires solaires bu ne 1 million maanaam benn lampe solaire bu ñu samp rek 1,140,000 francs la ñu ko jaayee subhanallah 1 million et quelque bi ñu defee ay recherche ci ñuy defar lampadaire solaire chinois yi bokk nañ ci ñi gën a yombale 120,000 francs 120,000 francs la ko chinois bi di jaayee maanaam environ 10 fois plus cher lañ ko jaayee mais Macky Sall man pour man tayatul li muy def déedéet non yenn yi moom du góor jigéen kese wala yambar wala bañ sa réew man pour man da koo tayatul wala moom dafa jàpp ni li muy def nii moo tax français yi ñoo koy falaat sa dëjjaw ndey boo jàppee ni français yi ñoo lay falaat sa dëjjaw ndey dina non mais quand même ba ci Niger Akon Niger la mujjee dem récemment Niger la mujjee dugg Niger Akon def ko fa ba nigériens yi taxaw di ko gërëm ñun mënuñu bénéficier wu ci loolu parce que benn doome xaram moo yor suñu réew di ci def naka sudul noonu bu ñu waxee ay naaféq jug di ko défendre sama gars yi jug jot na fipp jot na parce que tamit lu ëpp nag dafay bëgg a tuuru lu ëpp tuuru te naa leen xamal benn affaire nekkul xeex ki trésor français mooy fay lamp yi léegi ñun sama doomam ñooy bokk ci ñiy fay det boobu noonu
est-ce que dégg ngeen li may wax dette boobu suñuy doom ñoo koy fay parce que ñun ñu ngi fay yeneen dette yoo xamante ni teg na ko suñuy ndodd non mais bu ñu fippuwul nag bëgg fi nekk naan nañu jëli carte d'identité yeeg nañu dem voté jeeg non loolu foog ñu lijjanti ko ak Macky Sall foog ñu lijjanti ko am na ay contrat yoo xam ne baaxul ci Sénégal te faaw ñu annuler yooyu contrat faaw ñu annuler yooyu contrat loolu mënuñ ko bàyyi mu jàll c'est impossible et puis c'est inadmissible sa dëjëw ndey pendant ce temps sa doom Mbaam Sall Amadou Mbaam Sall multimilliardaire la empire la yor Dubaï empire immobilier la yor Dubaï waaw tabax fa ay hôtel di ko loué ci turam ci turu Abdoulaye Sylla mi bi ngeen bañoon Assane Diouf wax ko man maa koy wax Abdoulaye Sylla yow xolal dugal sax ci taatu gaynde dinañ la fa fekk wësamaale gaynde géegi lépp taal sa tuunu ndey yow Abdoulaye Sylla c'est le prénom de Macky Sall et de Marème Faye Sall de la famille Sall lépp bépp njuuj njaaj bu ñuy def ci turu Abdoulaye Sylla lañ koy def Abdoulaye Sylla moom société Ecotra te Ecotra marché yi nekk Sénégal yëpp Abdoulaye Sylla moo koy gagné te Abdoulaye Sylla boobu noonu Ecotra Abdoulaye Sylla jaaykatu seringue la woon maanaam seringue yi di jar téeméer moom la doon sam di jaay tey jii nii marché bale mbedd sax Abdoulaye Sylla moo koy gagné déduction bi mooy lan Abdoulaye Sylla égale la famille Macky Sall famille Sall mooy seen prénom looloo tax fu mu ne nii ñu tafee dossier Assane dem ñaan lu ci parce que Assane Diouf bu lépp normaloon le temps que ñu koy jàpp yóbbu ko prison xool dossier wam non Assane ba heure bii may wax ak yéen déporté guñu ko déportation doo tëb rek déporté doomu aadama noonu déedéet mais dañ cee saraxe ay millions rey ci ay nag ñaan lu si lu leer laa leen di wax ñaan lu si pour dossier bi gaaw moo tax affaire Assane liste bi nga xam ne moom la ñu waroon déporté loo Assane liste bi nga xam ne ci lañ waroon déporté Assane bokk ci woon bu ngeen seetee Baba Aydara mooy journaliste bi nekkoon correspondant TFM aux États-Unis moo njëkk a bind ne c'est faux Assane n'est pas sur la liste et puis c'était vrai mais lan moo boole Assane ci liste ba loolu du zahir baatin la boole Assane ci liste ba Assane bokk ci ñi ñu waroon déporté mu gaawee noonu vite fait jàpp nañ ko ñoxor njaay Assane wàcc na biir Sénégal loolu baatin la voilà loolu ngeen gëm ko ñàkk koo gëm baatin dafa am lu leer laa leen di wax waaw te bu ngeen seetloo am na benn sëriñ une semaine avant ñuy jàpp Assane man maa ko seetaan nettaluwuñ ma ko man maa ko seetaan mu génn ne bu ngeen bëggee Assane noppi maanaam Macky Sall boo bëggee muslu ci Assane mu noppi sarax yi ngay def man maa ko seetaan une semaine lañ ci teg ñu arrêté Assane te Assane le fait que dossier am gaaw Abdoulaye Sylla ma mu doon tudd waaw Abdoulaye Sylla boobu noonu ñuy bañ ko man maa ko tudd man Galsen maa ne Abdoulaye Sylla mooy prénom égal Marème Faye Sall égal Amadou Mbaam Sall égal Macky Sall te loolu noonu balaa ñoo xam lépp dëgg la rek ñu téegal ndey Macky Sall mu wàcc après ci lañ xam ni lépp dëgg la Assane Diouf la mu doon wax lépp dëgg la koo xam ne seringue la doon jaay tey mu toog ci benn société bu tudd Ecotra marché raxas douche ba ci marché bi gën a ngand biir Sénégal ci Ecotra lay jaar Ecotra mooy sous-traité léegi mooy ut après ay sous-traitant am di mosal gaay di leen compal yeneen entreprise yi te amuñu benn expérience Ecotra biñ ko créé yàggul ngeen bëgg ne lool kenn du ko wax ku ko wax ngeen jàpp ko tëj leen ndey sénégalais yépp mais dinañ wax seen dëjëw ndey voilà Serigne Mbacké Thiam war naa ko wësam Talla Sylla war naa ko wësam jël lampadaire solaire double prix bi loolu yëpp ay deal la waaw bu leen jàpp ne entreprise xoolal entreprise français boobu noonu
am na ay prime yoo xam ne xoolal da koy dagg reversé ko ndey ay Abdoulaye Sylla wala Macky Sall dañ koy am xaw ma ku signé contrat bi mais loolu mënul nekk mu ngi mel ay dàllu cerax yu jar téeméer sa baay jox la nga ñëw ne sa papa 10 000 lay jar dem complot ak ki koy jaay bindal la facture ñun xam nañ dil yooyu ni muy demee kii jaay dàll bu la bindalee facture nga ñëw présenter facture bi ñu bind ci 10 000 te carax yi 1000 francs lay jar mais xam nañ après ni muy demee da ngay wiiriwaat bu fayee ba pare da ngay wiiriwaat ñëw ne ko sama wàll ci contrat bi parce que lii xam naa prix bi nangam la comme 10 000 nga ko jaayee jox ma ci sama wàll bu la ciy jox 20% 15% mais ñëpp xam nañ li mu demee ngeen ne loolu kenn du ko wax Ecotra dañuy siwal seen ndey Abdoulaye Sylla dinañ siwal ndeyam ñoom ñëpp dinañ wësam seen dëjëw ndey te kenn du ci mën dëjëw ndeyam ëpp na ko Abdoulaye Sylla marché yi mu gagné ëpp na 104 milliards waaw 104 milliards loolu ci pôle d'assainissement Diamniadio kese la loolu kese la am na yu ñu xamul am na yoo xam ne daf ñoo umpu ba pare ngeen bëgg ñu ne ñoon dañuy émerger waaye seen dëjëw ndey émerger xanaa seen dëjëw ndey mooy émerger waaye bu leen ma caan la waaye xaalis boo xamante ni tey jii nii ñun li ñuy yónnee dëjëw ndey mënatuñ ko denc benn ñaar ñett ñu woo la facture ndox benn ñaar ñett léegi ngeen teg dëj sax dañ lay woo di lañ laaj paas loolu lépp bu ngeen liggéeyoon duñ ñu woo duñu sonal seen dëjëw ndey commencé ko nag Macky Sall ba ci ki ci gën a ndaw 83 ministres am yooyu yëpp dinañ wësam seen cottu ndey di ngeen libéré Assane Diouf nag waaw kooku moom amul sax demi mesure dinaa ñëwaat ci le 6 bi am lu ma ci leeralaat bu baax mais Assane moom ba fait que ngeen xañ ko liberté am yéen a ko xam le fait que ngeen xañ ko liberté am yéen a xam lu tax ngeen xañ ko liberté am parce que bu ngeen ko bàyyee li muy wax di ngeen ko dégg te Sénégal ñëpp dinañ ko dégg ngeen mbubboo ci affaire de Serigne Basak xawma kan ak kan pour dem di ko tuumal ay doome xaraamu Mamor Mbaay yooyu nga xam ne tekki wuñu sarap ndem biir Sénégal Serigne Mbacké Ndiaye nee na waa PDS suñu bëggee Karim nekk président 2024 nañu dem jàppale mais waa ji Ndiaye yow kattal sa ndey noppi duma jaaral sax ci tur bi yow bàyyi corombaar Ndiaye sa dëjëw ndey yow def nga 10 parti 10 jaar nga fu ne caga politique nga prostituée politique bu mag nga gis nga bu ñuy seet prostituée politique typique non yaay premier yow bàyyi corombaar Ndiaye sa dëjëw ndey kattal sa ndey yow yàggul dara fii nga taxaw ne Karim mooy sa candidat tey nga dem wiiri naan nañu jàppale président Macky Sall di teg ay foog ni gars yi ay dof lañ révolution bi nag yéen ñëpp lay wësam seen coq ndey yi yéeg ngeen day sénégalais yi sonal ngeen ñu 8 yéen da ngeen jàpp ni politique rek mooy métier amoo leen liggéey amoo leen xëy politique suba politique ngoon suba bu yàlla defoon Idrissa Seck mi nga xam ne moom ngeen gën a bañ sax bu fal woon ngeen kat seen ndey ne wala idée fi ne ngeen jéem a nekk xoolal yooyu nag moo fiy jeex transhumant yi dinañ leen utal pexe boo xam ne pour wësam seen dëjëw ndey yi uniquement xoolal Talla Sylla nga xam ne man Talla Sylla buñ ne ma woon benn nit koo xam ne ci politiciens yi ñi nga xam ne yor nañ parti gore def na ko wallahi yàllaa ma tiim Talla Sylla laa doon wax man laa wax de personnellement man avant Talla Sylla di def jëfam gii man taxaw naa benn bis ne su dul woon diw de Talla Sylla laay votel parce que moom wax dëgg ndekete yoo ñoo yem ndekete yoo Talla Sylla ak Serigne Mbacké Ndiaye ak waa ji nekk taata gin xaw ma gin neew xoolal maanaam naka la nit di waxee tey et puis caméra tiim la caméra xam nga mooy li may wax nii tey xam nga man mën naa def affirmation juum nag bokkul ak wax ne man duma mës a def lii fëgg sa dënn Souleymane Ndéné Ndiaye kattan sa ndey fii nga taxaw ne yow ku transhumant dañ ko war a rey doo mës a transhumé
yow da nga waroon a xaru man su ma ñëwee Sénégal buumu xar laa lay indil comme cadeau ne la sàmbal sa kàddu comme nee nga sëtu xaw ma buur nga sëtu xaw ma lan nga buuma ngi nii yeewal sa bopp ci garab pendre sa bopp loolu mooy yërmande ci yow mooy yërmande de pour mën a dee dem dugg aljana kooku loolu mooy yërmandeem Souleymane yow loolay sa àtte comme yaa ko waxoon parce que boo waatee ci dara defoo ko normalement dañ la war a rey wala nga rey sa bopp doomu sarap ndeem yoo xamante ni bëgg a jël ndey Sénégalais yi en otage bëgg a jël Sénégalais yi en otage pour lan ñun ñoo fi toppul ndey ay Talla Sylla xaw ma ay Souleymane Ndéné Ndiaye Serigne Mbacké Ndiaye yow foo toj Serigne Mbacké Ndiaye yow ana sa base fan nga dëkk ah fan nga dëkk fa nga dëkk sarap ndeem amoo ko fa amul sax nit damay fàtte dëkk bi gin gi néew bi ma wax léegi moo ma ko teree wax xombal ah yow xombal ci jëmi boppam tojoo ko ay caga politique ngeen seen làmmiñ amoo leen base politique xam nga tey ku ci mel ni Karim Wade ku ci mel ni Idrissa Seck ku ci mel ni Khalifa Sall ñooñu bu ñu wàccee seen gox ku nekk xam nañ ni kii non fa mu dëkk def nawloo nañ ko mais doomu sarab ndeem yoo xam ne dañoo jóge ci àll ba fàttel leen classe Tanor Dieng gii nga xam ne ngéeñeen buñ fa demee voté moo leen fa yóbbu te duñ fa fanaan voté moo leen fa yóbbu wala dem jaale ji kese moo leen yóbbu seeni village sarab ndeem defuñu ko fa Khalifa Sall gor la dafa des ak waa Grand Yoff Idrissa Seck dafa des ak waa Thiès yéen doomu sarab ndeem yi amoo leen base politique ay caga ngeen seen làmmiñ bu rëy classe Youssou Touré gi nga xam ne Pikine dëjëw ndeem amuñu ko fa jaajëf Grand Mar di kontaan si yow lu bëri Grand Mar jaajëf sa liggéey nice na ay caga politique laa wax ay vrai prostituée politique bëgg ñu tenir en otage ñoom ñoo ñuy wax suñuy orientation quoi yéen ñëpp la ñuy téegal seen ndey benn par benn bàyyil ba révolution bi tàkk dëppoo leen exister ci biir Sénégal parce que dinañ leen nëbb jant bi zahiran wa baatinan nag ngeen xam ni un peuple debout te uni non amul lu muy taxaw ay auto police yi nga jënd ak Macky Sall dem naan ay day jënd ay auto ay xawma lan blindé auto yooyu yëpp xoolal la ñuy jël ñoo ko sa dëjëw ndey faalewuñu ndey auto ñun dañuy amal suñu révolution ci nii wala ci nee te révolution bi képp ko gis nga même boo nekkee ba Chine bu ngeen déggee ni tàq na rek sama gars yi na ñëpp paas affaire bi du ay waxi kese bu révolution bi tàmbalee xam nga 10 000 personnes xam nga Sénégal nee na ñaata lañ 14 millions wala 15 millions d'habitants mais mathématiquement waxuma sax 1 million de personnes mais 10 millions de personnes kese force de l'ordre yi nekk Sénégal mënuñ ñoo téye 10 000 personnes rek laa wax nag waxuma 500 000 personnes waxuma 1 million de personnes te 14 millions lañ man dama bëgg gars yi yeewu na sénégalais yi yeewu xam ni Sénégal moo soxla jamono jii Khalifa Sall li ko dugal kaso patriotisme am la mais moom bañ na ne du jaay ngoram ànduma ak Macky Sall bañ tëj ko kaso dëgg la dañ ko war a soutenir ci xeex bi teg nañ ko injustice tëj ko kaso yéene wuñ ko kenn mais yéeneem mooy la mu doon xeex ñun ñu yeggali ko. Karim Wade tuumaal nañ ko nee nañ xaw ma ñaata milliards la sàcc yooyu yëpp exilé ko est-ce que dañ fi war a nekk naan wéy dañuy xeex pour Karim dellusi te fekk Macky Sall mu ngi taal réew mi déedéet. Assane Diouf toog na ci télé yi wax na fu ne teg nañ ko injustice tuumaal ko tëj dañ fi war a nekk naan non dañu war a génne Assane kese bàyyi Macky Sall muy taal suñu réew déedéet. force yooyu yëpp ñoo war a booloo xam ni mission bi dëgg-dëgg du ay nit du ay jëmm man gëmuma doomu aadama jëmm doomu aadama nii man Idrissa Seck laa gëm man diw laa gëm déedéet man gëmuma kenn yàlla mooma moom yàllaa ma sàkk yàllaa may moom kese nag keneen moomuma ku dul suñu borom waaw te lim ma sant rek laay def
ba tax na gars yi ñoo war a doon patriote tuuti gars yi ñoo war a doon ay patriote mel ni Assane Diouf nga xam ne dafa sacrifier life am wane patriotisme am lank Assane bu nekkuloon patriote dampal nañ ko wala compal nañ ko mu noppi nga xam ne day nekk Sénégal di galayaabe mënoon na ko def ñëw négocier ne jox leen ma nangam ak nangam am na ñu ko fi def am na ñu fi doon dégg ñuy genre classe waa doomi sarap ndem boobu tailleur boobu nga xam ne tekkiwul dara nuñ koy waxatee waaye te toppandoo woon Abdoulaye Wade rek ci législatif yi dem nuróole ko bulletin am kooku amul lu mu fi waxul Macky Sall mais dañ ko woo compal ko Farba Senghor dañ ko woo compal ko ñoom ñëpp ñu noppi bàyyi attaqué tey jii nii Assane bu ko neexoon dem négocier loolu négocier ko ñu compal ko bu génnee nekk ci jàmmam tabax këram ak léppam mais da ko bañ mais daf ko bañ bu ko bañul woon du dugg kaso Khalifa Sall bu bañul woon loolu aussi du dugg kaso kon combat bi du combat wu personne ay nit déedéet combat bi combat patriotique la combat patriotique nag du ay nit du Galsen du Assane Diouf du Khalifa Sall du Sénégal la patrie a besoin de ses soldats la patrie a besoin de ses patriotes sama gars yi il est temps dafa jot ñu doon ay patriotes xam ni Sénégal amul armeel booy dem ñu naan armeelu julli am armeelu géwél yi armeelu parti socialiste armeelu nuñ koy waxatee PDS armeelu waa Karim waa déedéet dëgg la armeelu diine am na armeelu chrétien te diine moo nangu loolu diine la waaw mais armeelu njaago armeelu déedéet Sénégal comme ni ko gars yi di waxee benn bopp la dëgg la mais xar nañ ko téeméeri bu faar xam nga gars yi dañ naan kenn mënu koo xar ñaar mais xar nañu day Sénégal ay téeméeri pàcc naa féq nag mooy taxaw naan Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar seen da jëw ndey ba ñu xaree Sénégal est-ce que dafay tey ba ñu xaree ndey Sénégal du tey lu leer laa leen di wax man murit sadix la jàpp naa ko foog naa ko mais man dama am cofeel ci Serigne Cheikh am cofeel bu garaaw ci Serigne Mansour Sy am cofeel ci Maam Abdou xam nga am cofeel ci Cheikh Ibrahim am cofeel ci Baye Laay xam nga loolu mais tey am na ñoo xam ne man toog naa ak ay groupe ñii ay Tidiane lañ ñii ay Laayeen lañ ñii ay mais ku ci wéet xas sa morom ba pare ngeen ne Sénégal benn bopp la loolu naafiq la dañuy jéggalu mais loolu naafiq la bëri na fi waaw buñ toogee def seen groupe buñ daayira waaw fii waaw ku fi doonul lii lan mooy loolu xar ngeen ndey lépp ñaar xar nañ Sénégal ñett xawma juróomi pàcc te loolu ci wàllum diine bi nga xam ne moo waroon defar Sénégal moo njëkk a xar Sénégal diine ji moo ko njëkk a xar juróomi pàcc politiciens yi nag ñëw moom diviser ti ndey Sénégal politiciens yi waaw diviser parce que bu ñu demee ba ay benn kër kii benn bokk yaakaar la bokk élection législative yi nii rek am na ci ñu ci bëri yu ci dóorante ay kurfañ ba pare ngeen ne benn bopp la te dóorante bopp boobu noonu xam nga dafa am loo xam ne lu ko waral la parce que dafa am ay naafiq yu ñu bëgg a gëmloo que ni le soleil ne se lève pas à l'est loolu la ñu bëgg a gëmloo wala benn 24 heures 25 journée benn journée bu nekk 25 heures lay am loolu la ñu waa Macky Sall yi bëgg a gëmloo xam nga loolu la ñu bëgg a gëmloo wala ndoxum géej bi saful xorom loolu la ñu bëgg a gëmloo léegi ngeen nangu ngeen fa ne loolu dinañ ko naan ñun duñu ay naafiq man dama koy waxaat doomu aadama buy dund amul sama njëg man benn njëkk laa am mooy ngor man diw ak loo mën a doon boo may jënd rek mën nga ma jënd de mais ngor nga may jëndee mais pas bien matériel man aw ma njëkk mën nga maa may lu la neex nag waaw mais munoo maa moom mais ngor nga maam nga ji ma ngor wan ma ngor ma nekk ci difficulté
nga ñëw wan ma ni xoolal maak yow ñoo koy bokk ba jeex non kooku jënd na ma kooku rek ma mën a jënd man waaw kooku jënd na ma waaw ci dëgg nag ci lépp lu ma woo dinaa ci xareek moom mais ay dem di ñu lay compal ay yu kenn xamul seen dëjjaw ndey ñoom ñëpp war nañu wàcc ndey Sénégalais yi loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg gars yi ñoo war a bàyyi politiciens yi xoolal pour une fois ñu doon patriote sama gars yi patriotisme fësal ko sans complexe nag waaw ñu ne leen xamal leen carrément que ni ñun Sénégal kese moo nu ñor waaw parce que gis nga Sénégalais lépp lu mu dugg rek dafay ëpp Sénégalais lépp man j'ai fait l'expérience am na ay daayira par exemple ay daayira yu ma bokk am na ay gars yu fi nekkoon par exemple doon ay yàlla maa ngi jéggalu ci li may leen di tudd mais ay jamono boo xoolee booy niñ ci dugg woon en masse mais lu ñu dugg rek mu ëpp lu ñu dugg mu ëpp di idolâtrer ay jëmmu nit tey jii nii am na ñoo xam ne boo leen tegaloon Karim Wade tegal leen Sénégal ñu jël Karim Wade am na ñoo xam ne boo leen tegaloon Ousmane Sonko tegal leen Sénégal ñu jël Ousmane Sonko loolu mooy idolâtrie fanatisme les Sénégalais sont des fanatiques te fanatisme boobu noonu moo war a jeex ci biir Sénégal kii di Khalifa Sall ñi ko toppal ñëpp ba heure bii nii peut-être du fanatisme ngor la loolu da leen ji ngor dafa am lu mu leen wan mais suba Khalifa tey jii bu ñu ko libéré woon par exemple ñu ko koy ñaanal nag du fond du cœur le 30 incha allah ñu bàyyi ko jàmm mais buñ ko bàyyi woon tey par exemple Khalifa ne léegi bis ni ko tey Macky Sall laay àndal maa ngi Benno Bokk Yaakaar mais forcément 50% ci ñi ko doon soutenir dañ koy topp ci loolu dina am ñu téye seen dignité ne man Khalifa loolu noonu sekkuma kook yow am na loo ma jàngaloon am na loo ma wonoon loolu mooy dignité loolu mooy patriotisme mais du ki nga àndal lu mu wax rek man loolu laa wax loolu noonu mbaam moo koy def loo wax loolu laa wax non waxuma ñeme na ko dama joxe exemple rek c'est il faut être xoolal Thierno Mountaga il faut ñuy relativiser waaw waxuma ne dama joxe exemple ci moom rek comme actuellement dañ koy tuumaal am ñu topp naan vive Khalifa moo tax ma jël exemple ci moom mën naa ne Karim Wade aussi même chose Karim Wade mën nañu négocier retour am ñëw ne day jàppale comme ni ko Serigne Mbacké Ndiaye waxee ñëw ne day jàppale Macky Sall waa PDS forcément dina am ñuy topp Karim ci loolu mais am na ñuy garder seen dignité ne Karim Wade man moomuma moom bu ko neexee mu dem mais man demuma parce que man je suis patriote Ousmane Sonko mën na xëy bis ne voilà Macky Sall laay soutenir pour les élections présidentielles dina am ñoo xam ne ñi nga xam ne jëmmu Ousmane Sonko la ñuy gis mais dañuy ànd ak moom ci loolu il est temps que suñu leaders yi ñu xam ni ñoom nekkul dañoo rafet nekkul dañoo am xaalis nekkul dañoo am déedéet daf leen toppee par idéologie dañ leen ko war a xamloo nga xam ne duñ ñu jaay réew mais comment se fait-il que ay diw transhumé na wala mbooloom yëpp dañuy transhumé pourquoi fan la ñu teg Souleymane Ndéné Ndiaye malgré que amul sarat ndem gin gi néew xam nga mu ne transhumé na ñi ko le petit groupe bi ko toppoon ne dañuy transhumé ak moom man mënuma comprendre loolu c'est inadmissible te Sénégal nag jot na loolu fi jeex fi tak li ko fiy dindi nag mouvement de soutien yoo xam ne ay benn nit bu rëy làmmiñ kese koy yor loolu mooy solution bi de yenn mouvement de soutien yu bari yi ay fekkee ma ci boole xam nga ay xawma lan ak lan amuñu sarap ndeem chantage lañ fi nekkee xam nga bëgg a jël Sénégalais yi en otage di leen chanteloo parce que boo xoolee yenn mouvement yu bari lu leer laa la wax amuñu 10 personnes mouvement dafa jot bii nga xam ne barke Dembo Ndiaye la juddu sax membres yi mu am amuñu ko comprendre nga ay grande gueule ñooy nekk ci kanam dem di négocier léegi ay wàll di séddoo Sénégal bu ñu àndee def coalition
xam nga yow leer na la ni doo nekk président de la république leer na la ni doo nekk dara mais da nga naan non il me faut un poste de directeur waaw dañuy jox ba mouvement nangam dañ leen war a jox tant de ministre ñii nii tant de poste de directeur mais où va le Sénégal où va le Sénégal xoolal mouvement de soutien il faut que dictature bu ñuy wax dictature côté boobu man je suis entièrement d'accord pour dicter ñu xoolal ñu restreindre yenn liberté yi parce que liberté yu bëri baaxul yenn liberté nu la neex rek nga ñëw créer sa parti boo xam ne bu ñu la xasee ba jox récépissé amoo adresse amoo numéro téléphone benn nit mooy ŋàbb récépissé bi dem di wër di chanteloo nit ñi mais il est temps que ça cesse il est temps que ça cesse loolu na Sénégalais yi yor seen bopp ay Talla Sylla xoolal Talla Sylla ni mu décevoir ne wëy Idrissa Seck nuñ koy waxatee kii la nuñ koy waxatee moo raw Hitler parce que moom bañ na Idrissa Seck bañ boo xam ne moo ko jaral moom mu dem ne day ànd ak Macky Sall pour que Idrissa Seck bañ a nekk président de la République yaa gàtt xam-xam Talla Sylla yaa gàtt xam-xam te wësam sa dëjëw ndey Talla Sylla yaa gàtt xam-xam te wësam sa dëjëw ndey doo nitu dara man ana sa jëf jël ana sa kii yooyu yëpp nga ni booy contre Talla kii Idrissa Seck kay jéem koo contre ci élection locale mairie nga jéem ko koo xañ mais yow tu es devenu maire pour la première fois dans ta vie dans ta carrière politique grâce à Idrissa Seck et au parti Rewmi tey boo taxawee nag wëlbatiku yow ba ngay ànd ak Idrissa Seck mu lay jox mairie bi li ngay wax ci moom actuellement nii xamoo ko woon arrêtez de prendre les Sénégalais pour des demeurés arrêtez de nous prendre pour des idiots Talla Sylla li ngay wax nii xamoon nga ko war nga ko trahir nga ko ba pare wëlbatiku di wax ci moom lu ñaaw te démb yàggul y a même pas 6 mois 7 mois yow ak Idrissa Seck da ngeen doon collaborer tey nga wëlbatiku bëgg ñu gëmloo ne Idrissa Seck ba nga doon collaborer il est mauvais katal sa ndey yow yaa wësam sa caapa ndey Talla Sylla ñun duñu ay dof de yow Macky Sall mi la jël sax mooy dof parce que amoon nit yaa yow record de 0,0% élection yaa ko jël Talla Sylla ñàkk nga fayda torop yàggul dara yaa fi woyoon yoonu Macky Sall du dem ba nga koy woy xamoon nga ni bu baax yoonu Macky Sall du dem léegi nag woyaatal ne yoonu Macky day dem yaa ko fi waxoon de na nga wësam sa dëjëw ndey woyaat lu mel noonu traître ma ñëw ci Aly Ngouille Ndiaye moom nee naa leen du ma ko wàcc parce que man Aly Ngouille Ndiaye me préoccupe Aly Ngouille Ndiaye il me préoccupe terriblement waaw parce que Aly Ngouille Ndiaye est-ce que xam ngeen ne avant muy dugg ci politique délinquant la woon est-ce que xam ngeen loolu Aly Ngouille Ndiaye cadre la woon banque BHS cadre la fa woon waaw moom moo nekkoon directeur de crédit bi dafa dem te Aly Ngouille Ndiaye dafa bi muy nekk directeur de crédit BHS dafa dem créer benn entreprise jox ko rakam bu tudd Galaye Ndiaye tuddee ko SCI la Linguère entreprise boobu la xam nga moom crédit la doon gérer léegi nag entrepreneur yi Sénégal yi daan ñëw di def crédit yëpp da koy bloqué léegi moom entreprise am la doon def crédit la doon jox crédit bi Aly Ngouille Ndiaye looloo ko may alal looloo may Aly Ngouille Ndiaye alal entreprise la Linguère boobu di def ay détournement yu graaw oui ba foofu noonu dañu mujj dissoudre département boobu noonu département de crédit bi direction de crédit BHS dañ ko dissoudre waaye merci Yolande dañoo dissoudre li Aly Ngouille Ndiaye yoonoon mu négocier départ am Aly Ngouille Ndiaye négocier départ am ci la duggee ci carrière politique te jusqu'à ce moment le plus grand scandale que le Sénégal ait connu ci wàllum signature Aly Ngouille Ndiaye moo ko def muy ArcelorMittal en 2013 ArcelorMittal Aly Ngouille Ndiaye le Sénégal
condamné ñu tribunal arbitral bi condamné ArcelorMittal à payer plus de 2000 milliards 2500 milliards su ma juumul. xam nga Sénégal ñaata la dem négocier Aly Ngouille Ndiaye moo signé ñu jox ñu 75 milliards au lieu de 2700 milliards loolu Aly Ngouille Ndiaye nii moo ko signé non maa ngi ñëw ci Petro-Tim ArcelorMittal moo gën a graw Petro-Tim 2000 et quelques milliards Petro-Tim bii Thierno Mountaga di wax Petro-Tim mais Aly Ngouille Ndiaye était le ministre de l'Intérieur. Dossier de motivation moom moo bind clairement noir sur blanc signé ko dem jox président ne ko signel Aly Ngouille Ndiaye moo teg dil bi le président était au courant Aliou Sall était au courant Aliou Sall nee naa leen APR ay mbaam la bari APR ay mbaam la bari te noonu la bëree ay dof gaa yu jàngul bëri na ci trop mais Aly Ngouille Ndiaye n'en fait pas partie lu leer laa leen di wax Aly Ngouille Ndiaye il est très mesquin dafa xam yoonu sàcc ba pare dëng moom dafa dëng de nature ba pare xam nga boo amee xam-xam ba pare dafa am xam-xam ba pare dëng loolu dafa garaaw la dernière fois je vous avais dit que Aly Ngouille Ndiaye n'est pas ministre de l'Intérieur par hasard sûrement moom moo ne Macky Sall sax jox ma un ministère de l'Intérieur nga jàll premier tour sûrement c'est lui qui lui a proposé parce que ñeneen ñi ci des ñëpp ay tapet lañ te Aly Ngouille Ndiaye ni mu waxee il est déterminé il est plus que déterminé à faire passer Macky Sall dès le premier tour loolu mooy objectif am un grand délinquant comme Aly Ngouille Ndiaye ñun ñu koy seetaan mu ne moom mooy organiser suñuy élection yàlla tere loolu duñ ko nangul ndey kenn bu yeboo nañ ñu dër nañu jël ay otondaraan yéeg suñu kaw mais duñ ko nangu am na loo xam ne dee moo ko gën yow naka ngay nekkee am soxla benn 50 000 francs doomu Aly Ngouille Ndiaye filmé boppam téye 4 millions ci loxom doomam boo xam ne il n'a même pas 18 ans soyons sérieux non il ne sauvera pas sa peau xoolal man gisuma lu tax Aly Ngouille Ndiaye di rëcc dinañ téegal ndéem 30 ans de prison réclusion criminelle ñoom ay criminel lañu Aly Ngouille Ndiaye c'est le plus dangereux des apéristes kooku moom bu dee am na ci kenn ku am xam-xam kese kenn Aly Ngouille Ndiaye la bu dee am na ci kenn ku xam yoonu sàcc Aly Ngouille Ndiaye la kooku noonu nag léegi mu ñëw def aveu de taille aveu toog carrément sur son siège bien confortable ne waaw man waaw am naa sama yéene mooy Macky Sall lépp lu koy fal xam naa ko mooy que ni ma fexe ba képp koo xamante ni da nga ba APR nga bokk déglul de APR la bokk ma fexe ba mu jot carte d'identité am ma fexe ba mu mën a voter bu ko defee ñu gagné il a bien dit képp koo xamante ni APR la bokk waxul sax sénégalais yi mu toog foofu en tant que ministre de l'intérieur mu toog foofu en tant que ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye di ñu gëmloo loolu moom que ni moom non mais quand même soyons sérieux ñun duñu góobee loolu duñu ko góobee duñu ko naan duñ ko nangu itam lii bu nekkoon ci réew moo xamante ni wax dëgg yàlla ay patriotes ñoo fa ëpp Aly Ngouille Ndiaye du fanaan ci ministère de l'intérieur bi du ci fanaan lu leer laa leen di wax lii scandale mënul weesu encore li Aly Ngouille Ndiaye def doomeraamu chef am génn di ko féliciter kooku moom daf ñoo yeb moo tax duñu jug ci wësam dëjjaw ndeyam Macky Sall daf ñoo yeb moo tax mu Aly Ngouille Ndiaye wax li muy wax mu koy féliciter ci wax jooju mu wax doomu sarap ndeyam bi nga doon ministre des mines bi ñu ko defoon ak lépp oru Sabadola beeg pétrole beeg contrat yu farfalu yeeg yépp Aly Ngouille Ndiaye moo ko signé kooku noonu ñun moom muy yaakaar ne ñun sénégalais yi dinañ jël suñu ministre de l'intérieur bàyyi kooku moom mu organiser ni mu ko neexee ndax na ndey boppam de barke yàlla boo jàppee ni dañ lay seetaan nga organiser ngeen dérouler mais nag gis nga nag buñ fi bëggee nekk nii di wax kese jëmale suba
Macky Sall day dérouler dafay dérouler dem élection sàcc li muy sàcc couper internet bi xoolal tëj yenn bureau de vote yi Touba par exemple mu wàññi électorat bi xam nañ ñuy voté du bari xam nga par exemple Touba bu amee par exemple 100 000 votants mu fexe ko def ko 30 000 votants xam nga dindi na 70 000 électeurs éliminer leen moom noonu lay def fi nga xam ni moom vote bi daf ko fay favorable presque 100% dañuy jot seen carte d'identité léegi nag su ma gisee yenn sénégalais yi naan non ay Sénégal tollatul fu ñuy sàccee élection c'est parce que xamuñu naka la ñuy sàccee Aly Ngouille Ndiaye voleur professionnel la délinquant professionnel la te loolu noonu am nañ ci ay preuves yu leer wax naa leen ko fii ne leen avant muy dugg ci politique déjà rek BHS ba mu nekkoon directeur du crédit njuuj njaaj moo ko fa jële looloo ko may xaalis mu dugg ci politique défier Habib Sy à Linguère te boobu Habib Sy ministre d'État directeur de cabinet président Abdoulaye Wade la Aly Ngouille Ndiaye fan la jëlee xaalis en tant que cadre de banque kese détournement délit d'initié la doon def ci banque ba kooku noonu ngeen foog ne yéen ñun dinañ ñëw di et puis man li ma gën a métti ci waxu Aly Ngouille Ndiaye mooy mu toog ne way man lépp lu ma wax rek lu ma gëm la kan mooy waxul lu mu gëmul kan mooy toog ne man lépp li may wax du ma ko gëm wala kan mooy toog ne man lépp li may wax damay fen Ali foofu nga daanoo képp kuy fen rek day insister ci loolu gis nga fenkat kese mooy justifier li muy wax qui se justifie nag s'accuse loolu la tubaab wax Aly Ngouille Ndiaye munoo wax ba duñu wësam sa dëjjaw ndey man maa ko wax waaw tant que yaa ngi ci ministère de l'intérieur bi saa yi soo yeewoo rek ñu ngi wësam sa dëjjaw ndey Aly Ngouille Ndiaye yow da nga yàpp ndey sénégalais yi waaw mais sarap ndeem yi ngeen doon ngeen foog ni Sénégal dañ koy bàyyi ngeen koy pasaree xam nga jël xaalis bi non mooy li ma leen wax rek lenn nag moo ñu mën a dimbali mooy ñu doon ay patriote kese jiital Sénégal dong bañ a jiital ay affaire de nit ay intérêt personnel loolu moo ñu mën a génne ci guute gi ñu nekk jël Sénégal teg ko ci raay loolu moo ñu ci mën a génne de mais buñ fi bëgg a toppee ay fanatisme xam nga loolu noonu daf ñuy tardel soyons des patriotes sama gars yi soyons des patriotes dama ciy insister nañu doon ay patriotes xam ni Sénégal xoolal tey jii nii mu ngi mel ni benn soldat ñu sol ko tenue jox ko gànnaay mu war a dem xaw ma ban dëkk pour dem guerre yi mais kooku bu koy dem defi bëgg drapeau moo tax tey jii nii Sénégal buñ ko attaqué woon tey ñi ñuy dem di défendre ñi ciy dee ñi nga xam ne bu ñuy dem duñu calculer ndax dee dañuy dem dee wala dañuy ñibbi siwaat mais loolu patriotisme la bon am na ñuy demander invitation ñu dugal Dame waa Dame Seck ñu dugal la bu ko defee après ñu xool nuñ koy kiwee en tout cas dafa jot gars yi booloo doon benn jéem a xool li yàlla bëgg ñu koy def yàlla lim bëgg mooy ñu jël naafiq tegee nële ñu jël tooñ tegee nële ñu jël ay fen tegee nële tey dox ci dëgg rek mooy mujj am na loo xamante ni buñ ci nekkee di ci dox Dame Seck maa ngi lay jéem a dugal mais mooy loolu ah Aly Ngouille Ndiaye moom waay jaw ndeem bro jaajëfatee Moussa ziar nañ la bu wér a wér allo waaw Moussa ñu ngi lay dégg bu baax a baax maa ngi delloo ziar xam nga sama dem bay daw rek quoi wax dëgg yàlla xam nga yow ñu yóbbu moo métti dëgg la ñoo far bro yow moom patriote nga
waaw ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu wér ñu ngi lay dégg bu wér a wér ba Serigne Bamba. oui bëgg Sénégal kenn mu yëfi yóbbu moo métti quoi xam nga vraiment vraiment dëgg la vraiment dëgg la métti na trop métti na xam nga di commencé si gën a xam nga grand Youssou Ndour rek quoi xam nga comme moom tey génn na fi grand Youssou Ndour moom génn na fi tey xam nga wax li muy wax xam nga naan ak askanam moo ëpp solo si moom quoi moo ëpp solo si mais moom du ko def parce si que des na maa ngi dellu si njaayeen yi nga xam ne xam nga vraiment man dañ may découragé quoi njaayeen yi nga xam ne dañ may découragé quoi Souleymane Ndéné Ndiaye bu toccottu ndayam boobu waay Aly Ngouille Ndiaye bi nga xam ne day jëm a bandi lu te du bandi waay fu ñu ko fekk dañ kat lëfal ndayam li mu wax yëpp patriote yi dëgg nañ ko li mu wax yëpp patriote yi dëgg nañ ko parce que moom sàcc la dëgg la de moom il a montré quoi il a montré que ni moom lii la doon xam nga comme dañuy jaay fit nag ah dina xam ni ñoo ko gën a déterminé fu ñu ko fekk dinañ toccottu ndayam moom Aly Ngouille Ndiaye dëgg la c'est njaayeen laa nga xam ne ay doomu toccottu ndeyam lañu njaayeen warul jaay ngorom ndax ay doomeram lañu billaahi waaw fu leen fekk balaa maa dee ñu naan ay sëtu buur sii nag ay doom buur ba jolof seen da jëw ndey dëppal si sa kanamu people moo yow solo dëgg la xam nga souvent ligne bi day daw quoi bu fekkee ne may dégg man tam xam nga dama envie xam nga wax li nga xam moo nekk suma xol quoi dëgg la ñu ngi lay dégg bu baax ñu ngi lay dégg xam nga parce que vraiment métti na li ñuy dund nii métti na ëpp na métti daal seen yow da nga sonn quoi xam naa ni nit ku sonn nga xaw ma la mais xam naa ni sonn nga trop vraiment patriote aussi sonn nañu parce que lii daf ñuy jooyloo daf ñuy def loolu ne dañu beneen sax da nga bëgg sax xaru génn ndey ci àdduna bi quoi te yàlla na comme yàlla dogalul ñuy xaru dinañ dem suñu dëkk kat seen lëfal ndey benn par benn yéen ñi nga xam ne yéen kat seen lëfal ndey di impliqué ndey suñu live bi xam duñ ko nangu duñ seen jaam duñ seen esclave xam nga ay doomi góor lañu nekk fii sàcc ñu fennuñu xam nga li lépp lu ñu am suñu réew lañ koy jëmee te réew moo xam ne demul fenn quoi pourquoi ah pour quelle raison duñu lekk duñu naan xam nga amuñu accès si benn science quoi yow doo wax doo def dara ok ñoom ñooy ñan ah seen lëfal ndey lañ ak même sëriñ si nga xam sax dañu impliqué wu ci affaire Macky Sall képp faral Macky Sall dañuy kat sa ndey képp nag ñun duñu xaru dañuy dem ba suñu réew pour xaru foofu xaru ci diine ji moo ñu gënal moo ñu gënal xam nga sëriñ si nag wax nañoo yéen à plusieurs reprises xam nga jéem leen ñu dégg xam nga ñun nag dañu déterminé xam nga dañuy def face à l'acte waaw dañuy ñëw foofu Sénégal kat seen lëfal ndey ubbi ndey prison bi ñëpp génn xam nga ñu éliminer prisonnier parce que prisonnier politique la ak fenn ak naafeq man loolu laa fay gis quoi dëgg la ak di jégalu nag di jégalu sénégalais yëpp xam ne sénégalais aussi dañ ci war a jàpp li ñuy xeex ni xam nga pour ñoom la c'est pas pour nous ñun ñu ngi sant yàlla xam nga on a tout li ñu bëgg yëpp yàlla may nañu ko xam nga bu li ñu bëgg yëpp gars yi nekk fi kaas yëpp yàlla tagal na leen am nañ ko xam nga kon nag bu ñuy kaas xam nga c'est pour vous les sénégalais yi nga xam yéen nekk Sénégal nekk fa xam nga du souffrir mën loo am accès sax ndox boo naan xam nga ndoxu robinet sax waruñu ko waratuñ ko naan en un mot quoi pour man waruñu parce que Macky Sall naanu ko dëgg la vraiment métti na quoi métti na non dëgg métti na trop jaajëf Moussa amul solo la ñuy waxee te yëf yi métti na dëgg la métti na xam nga di jégaluwaat xam nga sénégalais yi xam nga yi nga xam ne bon peut-être duñ comprendre xam nga dëgg la non am na solo ñoo bokk xam ñoo far jaajëfate li ñu lay wax mooy nga dëgg xam nga su dee am tànk mu solo ci yow parce que gars yi respecté nañ la trop xam nga am na yoo xam bëgguñu laa def yenn science yi quoi boo dëppul nag ah loolu la fekk foofu xamal ni yow la xam nga ñun yàlla la ñu ànd ak yàlla moom kenn du ànd ak moom di jël defet dëgg la de way jaaraama bro amal jàmm jaajëf kontaan naa bëggee bu bëree jaajëf fay xam nga jaajëf waaye nekk leen benn rek nice na gars yi Sénégal jëm inshallah jaajëf Moussa bigëp jaa ngeen jëf sama gaay kooku mooy Moussa Ndiaye xam nga patriote la xam nga saa su ne mu ngi noonu ñu jéem a dugal Mame Sène après Ousmane Dramé Badara Lo ñoom ñu ngi ci ligne bi dañuy tënk rek bu ko defee kenn ku ci nekk wax sa kii wax sa xalaat incha allah waaw Mame Sène sa connexion xoolaat ko allo coucou maam waaw na nga def maa ngi nii walaay di la ziar
Galsen delloo gis nga ziar dëkk bi ni muy tawee ji nga taw bu métti bii nii. waa yow ah mu ngi noonu maa ngi nii doog a wàcc liggéey nag man moom xam nga yéen da ngeen naan dañuy xorom. massa coono ji nga tey jii nii sax massa balaa ñuy xorom paa yi man damay woo sénégalais yëpp ñu génn ci mbedd bi parce que l'heure est grave. mënuñu toog fii Macky Sall di ubbil ay entreprise doomam si suñuy ressources. Sénégal nekk 5e réserve mondiale de pétrole ñu toog fi di naan ndox yu tilim di xaar Macky Sall na ñëpp génnee tey sax damay xorom laa la wax téegal ndayu Macky Sall ca biti récupérer palais bi récupérer palais bi parce que man mënuma dëkk ci dëkk bi nga xam te ne amul pétrole amul pétrole bi Sénégal am te ñu ngi nii taw bi dañuy liggéey xoolal man ça fait plus de 7 ans aw ma week-end chaque week-end damay dem di liggéey di nga parents yi bu ñu génnulee jox nañ leen ultimatum gis nga bu fi Macky Sall toogee 2019 bu kenn yónneeti xaalis Sénégal naan da leen di defaral bu kenn yónneeti parce que ñoom mënuñu toog ci ay ci dëkk nekk ci dëkk am ressources yëpp war a avancer ñuy wacc Macky Sall di ci tekki doomu Aly Ngouille Ndiaye boobu noonu toj xooma loolu mënuma sax yegg fa mu gën a soree nekk di yoree suñu xaalis di ko pasaree maire yi toog fi waa dëkk ba toog fa di naan ndox mu tilim trop c'est trop tey luñu leen xorom rek laa la wax dañ koo xeeb léegi nag moom ultimatum bu 2019 kenn génnulee wacc fi Macky Sall bu ñëpp ñi nekk immigré bu kenn yónneeti xaalis Sénégal loolu laa amoon lu may wax Galsen ngeen baal ma nag waa keñ bonne journée waa keñ au revoir merci maam Aléo waaw ñuy tënk rek à chaque fois waaw Badara Lo après Ousmane Dramé ñuy tënk rek à chaque fois bu ko defee ñëpp mën a barkeelu xam nga wasam seen dëj jëw ndey xam nga est-ce que tamit li yëpp ñoom ñoo ñu ko yóbbee jaajëf Badara Lo ñu ngi lay ziar parce que lii bu doon naar day dem ut essence xoolal dem taal boppam immolé wu mais ñun duñ def loolu ñun diine dafa jiitu suñu xol Sëriñ Bamba Alaaji Malick def nañ diine suñu xol ba tey jii nii Sénégal képp ku judd rek loolu amaana diine jiitu na sa xol ak benn conscience boo xamante ni ay affaire de taal sa bopp doo ci nekk mais extrémité biñ toll nii bu doon ay naar lañ ko teg heure bi waxatuñu ko Badara Lo ziar nañ la bro. waaw bro maa ngi lay ziar Galsen yaa ngi may dégg waaw ñu ngi lay dégg bu baax a baax waaw gain bro maa ngi jégalu nag xam nga ci yéex a dugg bi damay yéex a gis ni que yaa ngi nekk en live quoi. waaw yow moom pratiquement yow sa live moom xam nga boo xasee ba def rek. daanaka kenn amatul sax daanaka pratiquement lu mu ci war a wax man li ma war a wax du bari. ndax yow tënk nga lépp. waaw tënk nga lépp mais. xam nga par exemple live yi man à chaque fois li may wax rek live yi nii defuñu ko parce que dañoo bëgg wut tur wala dañoo bëgg am tur ñun soxlawuñu tur soxlawuñu dara soxlawuñu sax nit yi di ñuy xam bu ñu kenn xam soxlawuñu ko waaw ñun ñu ngi fii ñu ngi liggéey ñu ngi am xaalis ñu ngi sant yàlla bu doon ñun kase bu ñu neexee mën nañoo dund fii ba dee ñu suul ñu ndey fii ndax dëkk boo xam ne Sénégal bu neexul du ñu génn ndey Sénégal nekk fii ci sedd bi di rey suñu bopp xam nga maam seen moomu bu amoon lu ko gënal du jóge Sénégal di ñëw France. dëgg la man su ma amoon lu ma gënal du ma jóge Sénégal di ñëw fii ci kaaw bi. yow tamit noonu keneen ak keneen ak keneen noonu. waaw Sénégal nag yow fi nga jeexalee sax man dama koy yokk. Sénégal mënuñu toog di seetaan rek mënuñu toog di seetaan. depuis 1960 ba léegi. budul PS di PDS budul PDS di yenn parti xaw ma ay APR dugg na fii yenn parti politique yi. mënuñu nekk 14 millions xaw ma 15 millions de personnes d'habitants. ñu bëgg am ay 298 partis loolu c'est inadmissible gain. fuñ ko teg fan lañ ko teg loolu xel mënu koo nangu. parce que politique bonul de politique bonul. tubaab yi dañuy politique fii ñëppay politique. mais politique gu Sénégal. politique Afrique sax laay wax luñ koy defee. moo baaxul. maanaam pratiquants yi ñoo bon. mais politique bonul. pratiquants yi ñiy pratiquer ñoo bon. ñu koy def ñoo bon. parce que nit da ngay am conviction nit da ngay am ngëm-ngëm. waaw nit da ngay am conviction nit da ngay am ngëm-ngëm. man dama ne man lii laa bëgg lii laa gëm. man ci loolu laay dox ci loolu laay wéy. ku ma si bëgg ci nga may fekk si boo ma bëggul tamit nga bàyyi ma dem ak sama yoon. mais politiciens yoo xam ni ay doomeeraam lañ bu ñu jógee tey ne socialiste lañ. bu subaa ñu ne ay républicain lañ. gannaaw suba ñu ne ay démocrate lañ. mais finalement fan la ñu far ça veut dire que ñoom gëmuñu dara. gëmuñu dara. man nee naa ngor dafa tumuranke Sénégal. ngor dafa tumuranke Sénégal muy ci
këru diine yi muy ci fépp ngor dafa tumuranke Sénégal waaw suñu mbokk chrétiens yi sax yàlla na ma yàlla baal sax ñoo ñu gën a dëggu téeméeri yoon lu wér suñu mbokk chrétiens yi ñoo ñu gën a dëggu téeméeri yoon maandu nañ de même bu fekkee benn même bu fekkee benn minorité lañ ñoom doo leen dégg ci dara à chaque fois jëfin yu ñaaw yi nga dégg yëpp Sénégal boo xoolee ba ci biir 99% yëpp musulman yi ñoo koy def yëpp ñoo koy def bu ñu jógee di emmerder nday nit yi politiciens yi ñiy sàcc nday alalu réew mi dem di koy yóbbul kilifa diine yi laay wax man sama yoon newu ci politiciens yi sàcc nday alalu réew mi laax di koy yóbbul kilifa diine yi ak kilifa diine boo mën a nekk ak foo mën a bokk alal yooyu ñu leen di indil alalu askan bi la dañuy sàcc xaalisu nit yi di leen koy jox alal yi ñu leen di indil moomuñu ko parce que liggéeyuñ ko alalu réew mi la ñuy jël di leen koy jox ngeen koy lekk te ne leen leer ni ak ku mu mën a doon nag lépp loo ci lekk rek ëllëg yow ma xiyaam di nga ko lay ak suñu borom parce que li 15 millions d'habitants war a dundee ñu koy jël di koy jox benn doomu aadama mu toog ci di bàyyi ñeneen ñi di deew a xiif loolu moo jaaduwul waaw te nañu wax nag ci dëkk bi ñoom ñëpp ñu ngi toog ne cell ñoom ñëpp kilifa diina la xamul kii doomu maam alaaji Maalik wala ki sëtu maam alaaji wala ki sëñ borom Tuubaa la xamuñu loolu nañu wax nañu wax président mu teg dëkk bi ci yoon nañu wax suñu dirigeant yi dëkk bi dañ ko teg ci yoon que dëkk bi moomuñu ko dëgg la Sénégal santul Ndey Sall Sénégal santul Sall santul Wàdd santul Diouf waaw santul Fay sarab ndeyam Sénégal ñëpp a ko bokk dafa am ñu ko liggéey ba Sénégal yegg si fii mu yegg si waaw kon duñu nangu benn doomu cottu ndey Macky Sall boobu ñu fal ko mu nekk président nga nekk booy bu ndaw ñëpp am ci yow yaakaar amagoo sax 60 ans yu mat ngay ubbi sa lëfal ndeyam di def yëfu dooméraam yi ba pare di na kenn du wax ànd ak ay troisième âge nag di liggéey na bare na ngay liggéey ay troisième âge la àndal ay Tanor Dieng ay Moustapha Niasse ay Ousmane ña nga xam ne sarap ndeem defaluñu ko ba ñu man mënuma duut baaraam lu Tanor Dieng def Sénégal mënuma ko duut baaraam sarap ndeem def ko Sénégal dara defu ko Sénégal ay Moustapha Niasse yooyu lan lañ def Sénégal dara defuñu ko Sénégal dooméraam yooyu boo xoolee France ban booyoo ko jiitam Emmanuel Macron presque suñu moroom la ñun Macky Sall yow ngay président boo xam ni ngay booy nekk xale bu ndaw at yi nga am ni nga waroon ñëw redresser dëkk bi teg ko ci yoon woo jeunesse bi immigré yi sax boo leen mënoon woo sax ne leen ñëw leen ngeen toog fii liggéey sax ñu ñëw toog foofu liggéey parce que am nañu xam-xam li ñu nekk di liggéey fii jànguñu ko Sénégal fii lañ ko jàngee am nañu xam-xam te bu ñu ñëwoon Sénégal dañ ko fay liggéey waaw bu bëggoon liggéey day talal loxo ñëpp day jël affaire partisan yooyu jël teg ndeyam fële munoo nekk président bëgg jiite APR politicien dañoo war a wax ak ñoom Khalifa Sall ak Idrissa Seck ñoom ñëpp ci yem waaw man duma politique sama yoon newul ci politicien dundu ma leen faalewu ma leen mais non réew mi kay dañ koy téye suñu bopp dañ leen ko dul bàyyee dañ koy téye ñun patriotes yi dañuy téye réew mi defar ko ba noppi nga xam ni ku fi ñëwaat itam code de la route bi bind nañ ko ba noppi soit da nga ciy jaar nga normal boo ci jaarul ñu teg la daan c'est tout mais actuellement politiciens dañ leen may liberté te loolu moo baaxul liberté bee bëri na dafa ëpp parce que problème bi mooy affaire assise nationale yi ñu tënkoon affaire assise nationale yi ci li ci biir dañoo waxoon président ku nekk président doo nekk chef de parti loolu moo nekkoon ci assise nationale yi ku nekk président doo nekk chef de parti donc munoo nekk président ba pare tourné bëgg jiite waa APR ça veut dire que yow la patrie avant le parti bi nga doon wax yow gëmoo ko dañ koo mës a gëm dañu doon duul rek politicien bu nekk ci nguur bu nguur gi daanoo rek nga dem créer fee sa benn mouvement de soutien ne damay ñëw jàppale diw tey mouvement de soutien yëpp du ñuy jàppale mukk opposition bi toujours parti au pouvoir la ñuy jàppale ay maître Ousmane Seye avocat boobu ci Abdoulaye Wade la nekkoon ay Souleymane Ndéné Ndiaye ci Abdoulaye Wade la nekkoon ay Serigne Mbacké Ndiaye ci Abdoulaye Wade la nekkoon seen cottu ndey yooyu nekk foofu à chaque fois ñu leen di bàyyi ñuy pasare alalu réew mi yaakaar ne ñoom rek ñoo war a dund wala yàlla ñoom rek la sàkk ñooñu ngay tuddoon noonu gis nga boo leen di wax sax sama xol bi ni muy def xam nga man du ma naafiq man ñooñ dama leen a bañ barke Serigne Bamba du ma bañ doomu aadama mais ñooñu te billahi man kafuma ci dama leen a bañ munuma leen sax xool ci télé da nga leen di invité débat xoolal tey Ousmane Seye boobu ngay wax dañ koy invité débat nga jël Ousmane Seye ma daan ñëw débat nga teg ñaari wax yi
mu mel ni yàlla ak yaali genre nit yooyu noonu. waaw ku leen bëgg seytaane nga dëmm nga. barke Serigne Bamba. waaw man li ma gëm mooy nit ki da ngay constant sa waxu démb nay méngoog say waxi tey ak say jëfi tey mais doon wax démb daa weex tey nga ñëw ne daa ñuul bëgg ba pare et puis booy wax nag ne non di ci am benn sérénité boo xam ne non mais c'est incroyable. c'est incroyable parce que dañoo yëf sénégalais. dañoo yëf sénégal parce que xam nañ ni sénégalais ñun ñooy population boo xam ne ñun lu ñu war a lijjanti duñ ko lijjanti mukk lu ñu war a lijjanti duñ ko war a lijjanti lu ñu war a wax duñ ko war a wax à chaque fois ñu ngi lijjanti affaire yoo xam ne ay détails yu ñàkk fayda à chaque fois ñu ngi ñuy dugal ci affaire yoo xam ne amul benn bopp amul benn genn au moment où adduna bi fu mu toll gars yi ñu ngi avancé xam nga dëkk yi ñu ngi avancé Sénégal dama ne ñun bu ñu dem ay Rwanda dañuy dab ay Burundi dañuy romb ça veut dire que ñu war nañoo xool suñu bopp xam nga war nañoo xool suñu bopp du ay carte yi man gëmuma ay carte dem ay élection man gëmuma ko li Pa Ousmane Dramé wax man loolu laa gëm ay élection yi du ay élection moo fay jëlee Macky Sall foog opposition bi na xoolal 88 voté nañ 93 voté nañ 2000 voté nañu 2007 voté nañu 2012 voté nañu tey la waalo gën a ay révolution élection sama gars yi nañu bàyyi yooyu révolution waaw soo soppi lépp naaj na bro waaw problème bi li may wax daal mooy affaire ay parti politique ay réew mi ay Khalifa Sall ak ay PDS ñoom ñëpp nañu booloo bu fekkee Sénégal moo leen ñor te li ñuy wax gëm nañ ko ay Ousmane Sonko ñoom ñëpp nañu jël seen affaire partisan yooyu ñu dégg ko teg ko fële xam nga te ñoom ñëpp ñu joxante loxo bu ko defee population bi mën a génn ànd ak ñoom waaw te dañuy jaay suñu bakkan loolooy wax ji mais ñoom salaamaaleykum maaleykum salaam ku ci nekk toog sa kër ba pare ne da ngeen bëgg réew mi wala réew mi moo leen ñor réew mi ñoru leen sarab ndeyam ñoom ñëpp ku ci nekk da ngay jéem a yóotu poste rek waaw mais Abdoulaye Wade ba mu ci tolloo da daan génn ci télé bi di koy ñàkkante ñoom nañu génn su ko defee gars yi ànd ak ñoom génn waaw vraiment ñoo war a jiitu de toog fii di emmerder nit yi vraiment nice na toog fii di emmerder nit yi élection buñ fa demee comme li législative yi demee noonu lay demee te du mujjee fenn la dul mujj kay roose leen la ñuy def dañ leen di roose gazé leen du mujj fenn jàpp ñëpp tëj làpp leen ak ay liif kese waaw foofu rek la ñuy mujjee ak nit ñi loolu moom mais nice na bro yow naa la bàyyi ñoo far sa intervention am na solo billahi sa intervention kontaan naa bu wér a wér a wér digëb jaajëfatee di ziar bu wér sama frère Badara Lo xam nga ak ñitu dëgg samay partenaire lañu xam nga ñoo bokk combat bi des frères de sang des frères patriotiques ñoo xam ne sama xol laa leen def barke Serigne Bamba parce que man patriote yi ñoo ma gënal ku dul patriote voilà waaw Ousmane Dramé ñu xool ba xam mu ngi ci ligne bi ñu fexe tënk waaw Ousmane Dramé maa ngi lay dugal mais dafa mel ni aucune réponse la def soo mënee génn nga duggaat bu ko defee ñu Père Ousmane waaw Baron allo salaamaaleykum waaleykum salaam ziar naa la sister delloo ziar mbaa yaa ngi am jàmm waaw maa ngi nii jàmm ji des na nag mais xam nga ñu ngi ci ñu ngi sant moom kay jàmm ji des na mais ñu sant yàlla rek ñu ngi sant moom ñu ngi sant jaajëf sant yàlla rek alhamdulilah man maa ngi lay nuyu bu baax a baax waaw wësam yaa ngi ci wësam.com bismillah wësam man da ci ay yeel daal laa xamoon ñu di ko wësam yeelu nag ak yeelu xar daal lañ daan wësam léegi nag léegi ñu ne wësam subi seen tubay dina wësam moom waaw non am na solo vraiment macha allah man awa xam nga ba may wax téléphone ngay profité ci yi ngay def dama lay bulee nga wàcc fenêtre bi do xam nga ma maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñi ñëpp xaar solo mi jël ko ba ñi ngi seetaan vraiment kontaan nañu ci liggéey bi ñu wax ko ak ñu bañ koo wax Sénégal bi ne dafa tàmm mu bàyyi ba jaan dem mu topp te wàtti way dóoru te nee naa leen yéen ko ci xëddeen dañuy yëgoo ndax xetang nga ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy xeex mais pourquoi pas ñu mën a bokk ndey ak baay mais tàmm nañ bu laaboron waxee ba pare ñu bindal ko laaboron bàyyil duul fan lañ ko teg bu gaal seen waxee ba pare ñu bindal ko gaal seen bàyyil duul pourquoi démb de defal nañ ma ko mais bañ a faale rek ñëpp Sénégal la ñuy xeexal ne la ñun ñëpp Sénégal la ñuy xeexal mais nañ waxante dëgg am na loo xamante ne nii dafa rafetul mais nag olof Njaay daa am lu mu wax gis nga dëmmi bu dëmmi ba ñëw nga bëgg a demul la mu dëmmi woon tàkk-tàkkee bari mais yàpp du am
dëgg la wallaahi yëf yi daa am ay Mamodi ak ay Mamadou yëf yi daa am ay Mamodi ak ay Mamadou dëgg la d'accord dinaa ko defar chéri xaaral waaw Mamodi yi nag daa am lu ñu bëgg Mamadou yi am lu ñu bëgg loolu moo tax du ñu mën a bokk fa nu jëm fokk coow li bari raskatu déem yi ñu ngi suñu biir te kenn mu leen a ràññee ñu ngi seet nag par benn am na ñun ci xam am na ñun ci xàmmee mais dafa am loo xamante ni rafetul ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy jooy parce que ñu ngi nekk diaspora bi weer wu dee kenn ku nekk même bu dee fukki junni sax dañu ko yónnee sa waa kër kon nañu góorgóorlu jéem a bokk ndey ak baay jéem a xeex injustice bi am Sénégal jéem a dimbali suñu mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk man may ñaan ñi nga xamante ne ñoom ñoo di suñuy papa ñi nga waxee léegi ñoom ñooy troisième âge suñu mënee jóge ci ndeyu bopp réew mi balaa élection yi du commencé ma commencé ko ci maam Moustapha Niass sama maam la mooy borom bëdi Ousmane Tanor Dieng borom ngeen nañu abal bu ñu xoolee ci Djiboka te ñoom Djiboka ñoo bokk génération ñu dem démb dama wax ni bi ma seetaane publicité avant première Youssou Ndour bi dama ni ndeysaan sénégalais dañ leen teg xel mais du ñëpp lañuy teg xel parce que ay cenc katumaay ñoo fi nekk ñun duñu dof duñu ay naxa xam nga Youssou ma jigéen Ndour avec tout le droit tout le respect bi nga xamante ni maa ngi koy yóbbu envers lui parce que man ci domaine bi ma yëngu moom ci domaine boobu la yëngu animation laay def day way may teg ay wayam kon maa ngi koy nuyu bu baax a baax mais am na loo xamante ni am na loo xam ne bu ko dee wax day jéem a changement yi man wax naa ko démb avant émission bi di départ tey nañu waxante dëgg Youssou bu toogee naan dessus Youssou ba mu desee yàgg na da caa mënatul a génn wala kon am na lu mu bëgg li nga wax sànq am na lu mu bëgg wala gars yi am na luñ ko xaj nee na bu dee Macky Sall donc d'accord mais Macky Sall ak entourage am ñoo ko bëggul il est temps mu retourner balaa yëfi di gën a yokk Youssou bi ñu xamoon ak Youssou bu tey bi diamétralement opposé nga delluwaat fa nga xam ne fa la nekkoon Youssou mi nga xamante ni foo taxaw ci àdduna bi ñun la Sénégal Baral xam nga ñun moom teguñu sax ne Youssou Ndour fekkee ma ci boole wala wéyam nangam daf ñoo naqadi na déedéet ñun wasamuñu sax wéykat bi artiste bi wasamuñu kooku comme dañ ko utal ay personnalité yu bari dañ cee tànn nag benn xaw ma ñaar mooy ki nga xam ne mooy politique ak ki nga xam ne PDG la te du fay impôt kooku lañ doon wësam mais artiste bi moom dañ koo ber dañoo xaaj jëmm ji tegee ko nee billaahi dégg naa la xam nga sénégalais bi day nelaw te tayee woogut xam nga waxkat yi dañoo wax a wax ba sonn mais xam nga population boo xamante ne nii kon yees moo ko gënal kaay ma yee la kon yees mu feccal ko ba mu neex ak race ak yu baax yi nga xamante ne ma dama koy faral teg moo leen gënal ñun li ñuy wax téeméeri junni yoon faalewul lu toll ni bën puso wax jee fi nekk rek mais ñi nekk Sénégal 80% yi billahi wallahi taalahi dara frekkewu leen ñeent dara yëngalu leen koo ci waxal mun la wax may ma sama jàmm makki dañ tëjee man bàyyi ma dem happiness la ñu gëm te sénégalais yi nangu wuloo yeew xam nga Youssou mi ngi doon dox ci kaw maayu nit ñi sénégalais yi depuis ñun avant suñu juddu yaay ak suñu juddu papa suñuy nopp ci lañ ñu yàgg ndax gis nga temps Amérique dégg naa bi ñuy jàpp njaam ji ca Gorée bu nu mësaana jàpp jaam pour yóbbu ko mujj gi dañ daan bañ léegi dégg naa seetu bu mag lañ lay tegal bu la tegalee seetu daan la xoolal fii boo xoolee nga gis sa bopp ci seetu bi ñun la noo yóbbu duñ la yóbbu mais kii sa seex la moom la ñuy yóbbu ndof googu moo nekk Sénégal ba tey wéraguñu non mais c'est vrai c'est la réalité déggal ñi yéen dinaa leen yóbbu Sénégal Macky Sall wasam seen nday doomee ami mi ngi noonu doo comprendre da ngay wax à la fin ba da ngay muggi sax soof nit ñi ci ay wax da ngay dem ba dañ lay fenal sax seen waa kër te fekk yow bañoo sénégalais yi moo la neex ñi ngi doxale réew mi moo la neexul bopp sa bopp la ay marché gré à gré mi ngi noonu na neex naka dal yaa ma gën a xamal yooyu la ñuy yóbbu tant que ñu dugul Sénégal wax ngeen ba sonn waxkat yi dañoo wax ba lamb seenu taat ni bii du sama basub morooma te taxul sénégalais yi déglu leen sénégalais yi la ñuy wër sénégalais yi yu baax yooyu la ñuy wër yéen fi nekk de sonn mais barke alxuraanu karim lu jëm ci wàllu élection yi nag bu leen sonn njuuj njaaj moom wasam na carte yi bu yàgg wasam na kii bi waaye
comme Sénégal yi nangu ñoo génn man de li ma mën dong laay def su ma amee fukk yónnee su ma amee ñaar yónnee li ki def sama yoon nekku ci comme nee na ñoom nanguwunoo fipp dama leen woon woo doo leen sax ay béto yi gàtt mooy béto ndax xabaar yooyu bu ngeen ñëwee ba pare jàkkaarloo Macky Sall woo ko ba mu jëndu ca fenêtre ba ngeen ni ko njaay xolle day ànd ak wane nag day gis de dañ koy bu ma daaji na gis lañ ko wan mu gis affaire yi njaay xolle Macky Sall njaay xolle ñetti yoon du fi toog parce que am na solo wasalaam kay yow kay buy xaaral ma coupé balaa nga maa daaji non baron du dem billaay baron du dem tet ñu dugal Père Ousmane Dramé bu ko defee bu joxe contribution am ci tënk après ñu dugal ñi ci des waaw salaamaaleykum Père Ousmane waaye maa ngi lay ziara yàlla na yàlla di masawu mouvement yëpp ay jàmbaar ngeen wax ji buñ ko bàyyi wax ji di leen continuer foog kenn di wax lii ngeen di def nag liggéey opposition bi la woon mais amuñu opposition ak association des transhumants lañu am carte yi jërul xalaat jërul xalaat nit day am xel boppam bi ubbi ko mu am mu jéem a nangu le ministre de l'intérieur li mu wax dégg ngeen le premier ministre li mu wax dégg ngeen ko kon buñ fi nekkee nag dañuy xaari carte ñoo bëgg a toroxloo suñu bopp dëgg la benn problème lañ am nag benn problème lañ am histoire Sénégal nanguwuñ koo jàngale ci école yi pour xale yi am jom nanguwuñ ko Sénégal mi ngi mujjee bañee en 1949 ca les tirailleurs sénégalais te lu woon ñoom donc ñoo fi africain lañ woon ginnaaw bañ googu Serigne Touba fi mujj bañ ak Lat Joor ak Jéeri Joor Ndeel xale yi jàngalu leen bañ xamuñ soxla bañ dafa am fu nu naxee fi nu naxee mooy baat boobu ñu woowee démocratie du dëgg amul beneen ba ca des mu bii ñu woowee laïcité du dëgg amul tubaab bi ñu indi laïcité bu gëmoon laïcité dëgg du jote ak sëñ Tuubaa ci am njàngale bu tubaab bi gëmoon laïcité Alaaji Malick du ko ne toogal Tiwaawan bu fa jóge tubaab bi gëmoon laïcité Cheikh Oumar daanu xam fu bàmmeelam ne tubaab bi bu gëmoon laïcité Serigne Touba Mbacke na ci coono pendant 33 ans kon laïcité teg ba def ba ci des mooy démocratie amul du dëgg démocratie boo ko amee xam ko 1958 ba léegi tubaab bi duñ jàngal démocratie ba léegi ñu di xamuñu koo tari daa mel ne nga am sa doom bàyyi ko ci daara ji ñaar fukki at di ko jàngal Faati mënu koo tari démocratie ñu duñ ko jàngal depuis 50 ba léegi mënuñu koo xam xam ngeen du dëgg bu démocratie amoon tubaab bi di ñëw Sénégal fekk Lat Joor yor Kajoor mu ne ko ni nga koy yore wala ma rey la tubaab bi bu gëmoon démocratie du ñëw di coloniser la colonisation est incompatible avec la démocratie France ba mu ñaan indépendance am di coloniser Sénégal dëgg la kon nga xam ne la démocratie existé wul nañ ko teg fële carte yi baaxul opposition bi noppiwul xale ca Sénégal daf ñu jóg seen deret xamuñu histoire ñii ci àll bi kenn parfois ñoo am lu ñu gis bu fee suñ bët ñu comprendre système bi assimilé ko bokk ci xam ne Sénégal yomb naa defar bu ngeen toogee di xaar ay carte daa ñu leen duma na Sénégal yi génn ci bitti cours yi may tudd je ne suis pas violent le Baye Fall n'est jamais violent mais foo ko fekk ak cours lay gàddu problème bi foofu mooy que ni ñi wax ñoo gën a xam fi ngay waxee ils ne savent pas relativiser maanaam xam nañ bu baax fi ngay waxee xam nga Assane Diouf bu toogee ne day xorom Assane Diouf bu nee day xorom seen yu bon xam nga Assane du jël physiquement dem jël xorom di leen xorom daa am nit day ngay am dégg man maa ngi ne damay wësam xam nga loolu noonu loolu daa am très important ñoom ñoo ko tay rek ñoo ko tay très important dama ne ngir yàlla ak yonent bi l'abolition des partis politiques dafa jot parti politique du dara
ay par loola ak i division yoo xam tubaab bee ko samp ci suñu culture l'abolition des partis politiques pour une unification des masses populaires et révolutionnaires du Sénégal bu ngeen nangoo réew mi ba noppi nag ngeen taxawal assise nationale créer ay tribunal populaire boo xam ne mooy àtte ñi yàq réew mi parce que impunité baaxul les cartes yi nañ ko bàyyi yow massifier askan wi ñoom Sonko ñi nañ wutu yàq ñëw taxaw Karim Wade bu bëggee Sénégal bu mu ne mënta nekk ci Dubaï di politique na ñëw fii ñun ñëpp génn tolloo même niveau taxaw xeex récupérer cette république pour remettre un Sénégal meilleur un Sénégal de demain bu dee xale yi dara du sotti xale yi xamuñu li ñuy bañ xamuñu ko waa ci portable lañ toll ak i laptop ak i computer yooyu moo occupé seeni bopp université de Dakar doo léegi mukk ñu manifester ci zircon wala dara lekk yi neexul jotul suñu bourse rek ngay dégg donc c'est un sérieux problème c'est un problème sérieux Aly Ngouille Ndiaye ñu wax dëgg la de am na fit de booy bi dëgg la dana ko def de dëgg la de lii mu wax parce que il ne respecte pas le peuple sénégalais walla da koy def par force da koy def de comme da koy def par force nag nun moo di nekk ci àll bi war nañu mën a supporter cette révolution ay fundraising bu nu bàyyee nun liveur yi mën nañu ay fundraising xale na ca Sénégal wàcc ci mbedd mi ñu jël seeni dépense 24/24 dëgg la marche continue bu 24/24 marche boo xam ne buñ bàyyi guddeeg bëccëg ay groupe di monté marche boo xam ne kër gu total moom daañu ko tëj te caabi ja bañ a taal dara fun dem ñu xam ne orange ko moom daañu ko tëj nangu caabi ja taxaw xaar atte buñ jógul suñu bopp daañu torox nit ñi yéen nag wax rek ngeen man seen jaan wàcc na yow Galsen amoo doole joone nit ñi génn leen par force mënoo ko dëgg la man mi mënumu ko laabar moomu génn mënu ko waaye liñ man daal mooy liñ xalaat ci ay révélation daañu ko génn askan wi di ko jël ak parti politique yi di ko jël ñàkk nag leader politique yi leen révolté ci kon coono bi ñu def noonu leader politique yi defoon woote une révolte une révolution am na solo kon ba tey Sénégal jóg na dëgg la mais duñ ko def mukk ci àdduna bis bi fi Macron ñëwee kenn manifesté wul ci ñoom bi fi Macron ñëwee kenn waxul ci CFA bi bi ñu jàppee Kémi Séba kenn waxul ci CFA bi kenn ku ne yaa ngi yarulu Macron wóolu la yow la réewul dëgg la de bu Sénégal bu Sénégal yëngutoo ba Sénégal yëngutoo la constitution dootul exister contrat bu amoon ak France dañ koy annuler c'est le peuple qui décide te àdduna bépp ambassadeurs yëpp ci ambassade des États ambassadeurs yëpp yëg nañ ne le premier ministre joxe na résultat ambassadeurs yëpp yëg nañ ne Aly Ngouille Ndiaye li mu wax dégg nañ ko kon bu askan yu génnee dañuy yomba jàppale au niveau international waaw man daal li may ñaan mooy gëwuma carte yi sama carte am na solo mu jëkk a romb ca laa koy def am na solo mu jëkk a romb ca laa koy def am na solo bàyyi parti politique yi bàyyi leen parti politique yi bàyyi leen parti politique yi ngeen ànd unifier force yi incha allah des mouvements yu ànd patriotisme rek libérer le Sénégal jërëjëf bul bàyyi continuer boo gisee ko mën a wax it nay wax ñëppay wax incha allah Malcolm X moo ne télévision bi mën leen cee jot waaye rajo sociaux yi da ngay dem fay ñu jox la former leen ay mouvement kenn ku nekk fay wenn waxtu jéem a yee askanu noir américain yi te parti politique yi génn ci ñu ne ko pourquoi ñu ci génn mu ne my white man is better than white man rek la républicain bi dinaan maa la gën tubaab démocrate bi dina maa la gën tubaab waaye ku ci am njëriñ ñëwu ci il faut libérer les mentalités d'abord dëgg la ngeen mën a jóg taxaw am fulla jërëjëf am di ngeen bëgg maa ngi jégalu bu baax nag jërëjëf rafet na kontaan nañ bu wér Père Ousmane waaw kooku mooy Père Ousmane Dramé saa su waxee rek xol yi sedd wax dëgg yàlla ko pertinent te gëm révolution bi wax dëgg yàlla ñu dugal dernier intervenant bi Dame Seck waaw Dame maa lay dugal mais dafay bañ de Dame Seck maa ngi lay dugal dañ ko fi yemale ba dimanche prochain incha allah normalement sax suba la lal altine normalement demee war naa ñëw normalement mais di fàttali que ni ginnaaw suba le 6 incha allah Assane Diouf daa am audition devant le doyen des juges audition nag laa waxuma jugement audition waaw dañ koy déglu kon
moo loon loo xam ne war nañ ko dem support taxaw ci ginnaawam wan ne ko ah ña la doon may ay kër démb ña la doon encouragé ña nga xam ne ñoo la doon tàccu naan laan waaw góor ñu ngi sa ginnaaw même ñi nga xam ne ànduñu woon ci saaga yi sax man pour man dañoo war a dem supporter Assane waaw maa ngi leen di ñaan le 6 incha allah mercredi ñëpp dajaloo buntu tribunal ci yar ak teggin nag bu fa kenn dem di saaga bu fa kenn dem di wax naka sudul noonu surtout waa mouvement dafa jot nañ def lépp ci yar ak teggin nañu supporter Assane ci yar ak teggin waaw ba am lu ñu xool ba am li ñu bëgg incha allah di ñaan yàlla xam nga mu retourner këram ak jàmm retourner ci njabootam xam nga gars yi gën a dëggu daal gars yi gën a dëggu te bàyyi wax ji comme ni ko Baron waxee rek Galsen wax na ba pare xam nga Galsen amul ku mësal live ci kër àddina amul ku mësal live Galsen ñëw bind sa tur ne la bàyyil fen te pourtant même bu fekkente ne la ngay amul sax musuma koo def léegi nag bu fekkee ne Galsen dafa wax loo xam ne amaana daam ñu ko interprété wala daam nuñ ko déggee ba tax ñuy dem di bind ay Galsen bàyyil fen te Galsen woo ka ko bind nanguwumaa jël ba pare génne ne daa am fit di bind kooku ñemewul am déet ndax man ka ma bindal loolu wax dëgg yàlla woo naa ko jëlul ma woowaat ko jëlul ma bàyyil ko message ne ko kat damay waxtaan rek la nga bind laa bëggoon xam lu ko waral mu continuer wax lu ko neex di saaga kon kooku ñemewul man foogoon naa ne ñeme na ba ma kooyee waroon na ma mën a jël ñu waxtaan parce que man dama dépassé di wax ay publication dama dépassé di bind ay publication di gaaruwaale wala may wax ak nit man dépassé naa loolu c'est que Macky Sall wax naa ko démb am na ku ma woo ma wax ko ne ko Macky Sall xam nañu fan la ñu ne xam na kan mooy wësam da jëw ndeyam xam na ko am na ay service de renseignement segam nag ñun ñooy wësam ministre de l'intérieur wësam bun jonn wësam Macky Sall bon bu fekkente ne benn xawma kan mooy làqut ci ay faux profit wësam ko loolu lu ñu yomb la mais dafa fekk ne loolu taxuñ jóg mission bi nañu xam lan moo ñu tax a jóg mission bi nañu xam lan moo ñu tax a jóg du ay defalante ay publication suñu biir wala yu mel noonu déedéet li ñu tax a jóg mooy li taxoon jóg Assane Diouf am lu ko metti ci Sénégal ñu koy xeex man ay intérêt crypto personnel taxuma jóg te ñoruma waa mouvement dafa jot it loolu ñoru leen ay tey sante xastante yooyu yëpp taxuñoo jóg wax dëgg yàlla am bu ñu meree nag xam nañ niñ koy fajee waaw di bëggee ñëpp di bëggee waa mouvement dafa jot ñëpp waa sama présidente alalu àdduna si xam nga maa ngi lay bëggee la Baron Arona Ña jaajëfatee Rabi Sey xam nga Marie Mbose madame Mayga Feuz Sey Thiès Diène Mam Seen xam nga Viviane Ndey Marikan Djilor sama partenaire waaw góor ñàlla yi caatu dafa jot Caaso Lamine Gueye Ndiaye Aline Badara Mbuub nitu dëgg Badara Lo waaw yéen ñëpp en tout cas mi Ange Sarr Ndey Ami Jum Samake monsieur Samake xama waa dafa jot géejawaay yéen ñëpp en tout cas maa leen di bëggee xama Hemsa Dia xama ziarat bu wér a wér di leen xamal que ni mission bi mooy mener une révolution mais pas di jaay kan moo ëpp vi biir kii kan moo gën a lii ban mouvement déedéet non nañu delloo si xel yi la guerre n'est pas entre nous ñun en tout cas verrouillé nañ suñu arme verrouillé nañ ko ci Macky Sall ak régime am ba tax na képp koo xam ne yaa ngi suñu répondeurs yi di wax it duñu gëstu di la faale ñun pare nañ pour dialoguer nag man de pare naa pour képp koo xam ne dama wax dara mu lëndëm ci sa xel nga woo ma man dinaa la leeralal ci jàmm ak salaam parce que nee naa leen man Macky Sall laay wësam ak gouvernement am ñoom laay xorom tey te ñoom laay xorom suba wësamante taluma ko wax dëgg yàlla kon nañu delloo si xel yi nañu ressaisir su dee damay wax nag ñu koy interpréter nañ ma woo rek nañ ma woo mais woowoo ma woo la di la laaj jëloo ma ba pare nga ni da ngaa ñeme ba pare di jaay ni da ngaa am fit wala dara di kërëng di wax loo xamante ni di fëgg sa dënn man pour man loolu amul sens parce que fa ma lay woowee kenn fekkewu ko man ak yow la ñemewoo ma jël kon xam nañ lépp waaw li fiy jëlee Macky Sall daal mooy na mouvement yëpp ak mouvement bu mu mën a doon na verrouiller cible am
ci Macky Sall kii bu dóoree ci bopp bi kii dóor ci dënn bi kii dóor ci biir bi Macky Sall day daanu mais bu dee ka jàpp bopp Macky Sall di dóor keneen ñëw di dóor kii dóor Macky Sall wax dëgg yàlla duñu mës a am ndam nañu bàyyi naaféq gi wàññi naaféq gi te xam ni combat bi du ay fo dugguñ ci pour fo man j'ai autre chose à faire yéen ñi may seetaan vous avez autre chose à faire que taxaw di déglu leneen ak leneen kon ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm mouvement dafa jot ca kaw ca kanam waaw Mansour Ndiaye maa ngi lay bëgge bu wér a wér bro yow patriote nga ak Moussa Mbaye xam nga di ziar ñëpp ñu nekk foofu xam nga di leen bëgge lu takku xam nga ñoo far àdduna benn bopp la xam nga ñun ñoo far nañuy rafetal na lépp di rafet saa su ne foog naa ci la jàmm di amee bu ñu gisee luy tàkk nañ ko teel a fay parce que tamit am na loo xam ne bu ëppee loxo après kenn dootu ci mën dara de kon ñu ngi jéggalu bu wér a wér big up waa dafa jot mention spéciale à Ndeye Ami Dioum Samake Mia Sarr ak madame Mayga yi nga xam ne semaine bi wax dëgg yàlla sonal naa leen sonal boo xamante ni dañoo bàyyi seen yitte yépp nekk ci mbirum Assane Diouf képp dong maa ngi leen ciy gërëm di leen ci sant bu baax a baax di gërëm Rabi aussi mi nga xam ni elle a fait le déplacement récemment jógee Ndar ba Dakar xam nga di Aline Badara Mbuub Thiès Diène Feuz xam nga Ndeye Marie waa mouvement dafa jot yëpp Lamine Gueye Ndiaye l'infatigable ak Thiasso ak Thiatou dafa jot kontaan naa bu wér a wér ci mouvement bi na muy doxee en tout cas jaa ngeen jëf kon demain incha allah ci beneen jotaay wësam.com big up